ko jëm ci li nga xam ni moo di gàmmu gi waajtaay yeeg burdu bi nga xam ne daanaka alxamis lañ koy tëj nag noppalu ajuma bu ko defee bu ñu xëyee samedi ànd ak yéen ci gàmmu googule revue de presse nañ ci ñëw ak Serigne Saliou Seck mi nga xam ne moo ñuy yëral li ci yéene kaay yi naka noonu trafic info également dina bokk ci li nga xam ni moom la ñuy waxtaanee ci jotaay bile alors tout de suite damay dalal ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci studio bi ki ci njëkk di Mamadou Fall noo def. waaw sant yàlla gu wér-wér kal. sant yàlla gu wér-wér di la nuyu. bëgg sa voix de. sant yàlla non mais c'est grave. gisoo damay wàññi samay baas ak yooyu sooy wax. waaw même man su may wax damay xaw a sori micro bi. ndaxte ni ma koy déggee ci man dafay xaw a doy waar. di la nuyu di nuyu mboolem auditeurs yu King FM. di nuyu Thioro Mbar Ndiaye mi nga xamante ni kon tey ñoo nar a partagé li nga xamante ne moo di plateau di 9-11 ñu nar a waxtaanee nag ay mbir lim nga ko sànq lu ci mel ni kon li nga xamante ni moo di génnub société civile ci seen conférence de presse gi ñu amal ni ki démb ngir wax rek li nga xamante ni moo di report ci élection locale yi ñu dëgmal danañ wax itam ci li nga xamante ni nag moo di wàllu njàng mi muy éducation waa G20 ñi nga xamante ni préavis de grève maanaam njàng mi nar a yëngu. seen situation ba pare njàng mi nar a yëngu. ma wax nga ko dinañu jokkoo ak oustaz Pape Hann ci wàllu gàmmu ñuy ñëpp di nuyu Thioro Mbar Ndiaye di ko dalal Thioro ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou nuyu bu baax sama chéri Coco dalal na jabaru jàmbur. waaw wax dëgg yàlla. mën ngaa bàyyi jëkkër ji dalal ko rek. kii am na nu mel. ay fekk jabaru jàmbur toog nga ni yaa koy dalal. dama la li tubaab di wax court circuité. ba tey baax na. est-ce que xam nga ni moom mii daf maa nopp. waaye man wóolu naa sama soxna rek. tubaab lu mu wax les cousines sont faites pour les. arrêtez man bokkuma ci. loolu yóbbu ko France. man dama cee bokkul sax man bu doon loolu la ba tey. waaw sëy naag moom baa ma sëy ni ku mel ak moom ci famille bi. ba ma ci takkee buum ci loxo bi moo yàgg. dafa yàgg. waaw mais est-ce que buum bi nëbul kalsi tamit. maag sama goro. ndax buumu Lagos yooyu nga ko takkee woon seenoon naa ko bi nga ko takkee mais man la ne dagg na de dañ na ci loxo bi de. kañ laa ko takkoon ba may dem Grand Yoff di def ba jaaxle seeti ji woon sama grand Serigne Mbacke Ndiaye. waaw àndoon nag ñoom dadi bi sot mu toll ci juróom-ñaari at ci ñu ren dem fa temps yooyu ñoom la ñoo doon réaliser émission bi. déggoo mën la toll na ci Tafa Diop nekkoon sama directeur fii télé bi. li nga wax yëpp mën la toll ci dafa toll ci juróom-ñaari at ci ren bu baax. juróom-ñaari at ci ren wala juróom-ñeent. yàgg na waaw kon kay Lagos la Lagos ba xotteeku na. dara xotteekuwul alors wax ngeen ko léegi dañoo randala ci élection yi Sénégal nag Thioro daa mel ni baaxoo nañu loolu de à chaque fois bu ñu jubee ay élection dañ koy puus ak duñ ko puus dina nekk débat rawatina nag ay élections locales. et c'est malheureux parce que bu ñuy wootee quand même démocratie man gëm naa ni démocratie bokk na ci respecter le calendrier républicain donc bu fekkee ni élection yi fu ñu ko jàpp après on nous dit waa dañ koy pousse et souvent Modou Fall je veux dire dañ lay faral di wax ne la oui tu sais bi ñu par exemple bii lan la ñuy gën di wax bi ñu jógee élection yàggul dinañ dépenser xaalis bu bëri te pourtant bu ñu dee pasare xaalisu réew mi du ñu yëg ni bi ñu jógee élection yàggul c'est ce qui est dommage loolu mooy premier mbir bi ñaareel bi mooy on a l'habitude de dire que la démocratie a un prix donc prix boobu noonu mooy organiser ay élection ci bi mu waree peu importe li nga xamante ni moom la ñuy jural ci ay xaar parce que calendrier républicain bi dañu ko war a respecter donc li nga xam ne moom moo di démocratie dafa am prix loolu leneen li ci topp mooy bu fekkee ni sax report bi dañu koy teg ci waxtaan maintenant après on me dira y a le dialogue national qui fait son bonhomme de chemin oui mais est-ce que am nañu consensus est-ce que ñëpp ànd nañu ci report élection yi est-ce que y a énormément de questions voilà donc il y a énormément de questions yoo xamante ni ñun ñu ngi koy posé wu. mais est-ce que c'est déjà officiel pousse bi. pousse bi oui c'est officiel parce que li wér te wóor mooy ñi ngi waroon dem élection kañ ci fin d'année bi suma juumul donc bu ñu ko poussé bu koy couplé waat ak élection yu 2024 mooy loolu donc parce que décembre lañ doon wax fi mu nekk nii ñi ngi wax nañ ko couplé ak élection présidentielle yu 2024 donc yooyu yëpp nekk ay complications yoo xamante te décembre bi wala poussaat bi ñaareel bi yoon la
parce que normalement en avril la waroon nekk ñu ne dafa jege élection yi weesu ñu jëlee ko avril yóbbu ko décembre et là on parle de poussaat ko encore est-ce que bëgg naa leen laaj beneen mbir également sama xam-xam xëy na yeegul foofu pousse ay élection day yokkaat budget wala day changer waat budget bi ci élection yi yokk budget c'est-à-dire que élection xam nañ ni xaalis xam nga Coro wax na la ko nee na la élection calendrier prévision la loo war a teg ba di ko xaar la c'est-à-dire bu fekkee élection bi amul c'est-à-dire kon du yokk budget c'est-à-dire xaalis bi ñu waroon organiser élection indi woo ko ba ñuy organiser élection te moom mooy li la Coro wax sànq nee na la bu ñuy passeree xaalis bi du ñu xalaat ni dañuy dem vers un calendrier électoral boo xam te ni dañ ko war a respecter parce que loolu moom mooy constituer suñu démocratie c'est dommage au Sénégal tey jii par exemple nit ñi dañuy accepter à chaque fois que ni bu élection jotee bu ñu nee xaalis amul dañ ko war a pousse wala yàq xaalis la wala pas yàq xaalis mais dañuy dépenser ci loo xamante ni bi ñu jógee ci élection présidentielle yàggul kon bu ñu fi taxawalee élection locale ak élection législative loolu day doon des élections budgétivores daanaka gafaka réew mi tolloowul noonu nañ ko pousse loolu boo dee xool dafay sooxeel suñu démocratie tàmm nañ nag tamit di nemmeeku kal lii di élection locale ak élection législative mu mel ni li ñu xaw a ñàkkal fayda ci réew mi ngeen baal ma ndaxte boo dee xool ci jamonoy Ablaye Wade reporté nañu li nga xam te ni moo di élection locale ak élection législative maa ngi fàttaliku ku jéggi jamono jooju dañ doon wax député yi seen mandat nekkatul mandat bu wér ndaxte passé nañu li nga xamante ni moom la leen askan bi fal ci jël ay délai kooku jamono Abdoulaye Wade loolu jamono Abdou Diouf su ma juumul également am na ay report yoo xamante ni takku na tey jii kon président Macky Sall bu toogee également ñu constaté tamit report élection dafay waaw dañ koy miin mais c'est dommage pour une démocratie dañoo jógee ci élection présidentielle boo xamante ni février 2019 bi ñu génn la tey ji kon ñu waroon tenir li nga xam te ni moo di élection locale yi wax nga ko ñu ne présidentielle bi dafay jege dañ koy pousse kon ba décembre c'est-à-dire pousse woon nañ ko ba décembre dañ ko waroon tenir ci mois de décembre waruñu xalaat di yóbbu ay couplage élection législative ak élection locale. Et aussi ça peut poser un débat alors doguma la Mamadou Fall nga baal ma ñi ngi ak Valdiodio Ndiaye moom bu société civile ñi ngi ak moom ci téléphone bi Coro. voilà ñi ngi lay nuyu bu baax doyen Valdiodio Coro Mbar Ndiaye la ci kàddu gi. waaw ni nga def ça va alhamdulilah li ñuy waxtaanee tey dégg ngeen ko bokk na ci élection locale yi nga xamante ni jàpp nañu ni dañu koy dàq mu mel ni nag yéen ñi féetee ci société civile bi àndu leen ci. waaw jërëjëf Thioro maa ngi lay nuyu di la sant di permettre aussi occasion bi dina permettre ñu éclaircir citoyens sénégalais yi ci ñu dëgg nan la boo xoolee bu baax. En fait suñu position dafa claire cohérent et logique mooy maanaam da ngay dellu tuuti ci mois d'avril président Macky Sall bi ñu ko falee automatiquement au mois de février en mars bi résultat yi génnee ba mu lancer un appel au dialogue ci discours am ak benn sortie bi mu jëkk wax archive yaa ngi fii mooy que ëbbeeku na pour discuter opposition bi après mu dolli ci même sur le report des élections locales bu ngeen fàttali ko bu baax muy premier acte deuxième acte bi pour respecter chronogramme électoral dañu naroon def la révision exceptionnelle de liste électorale pour askan bi mun a comprendre lan la mooy maanaam loo xam ne dañ ciy dugal ñoo xam ne bokkuñu woon ci fichier bi ñu dugal leen ci mooy xale yi am 18 ans bisu élection locale bi maanaam le 1er décembre tout ça ñu naroon ko commencer normalement bu ñu naroon respecter chronogramme électoral bi def ko au mois d'avril kenn defu ci dara c'est-à-dire benn acte administration électorale posé wu ko pour wane ne dañuy dem ci élection locale ñu bàyyi bu mois de juin tey suba teel rek ministre bi woote ne day fixer caution wu élection locale xamoon na ne ça a commencé à être intenable chronogramme bi ni ñu ko naroon defee acte yi ñu naroon posé wuñu ci benn acte dañu bàyyi noonu ils ont laissé pourrir la situation ba nga xam ne dañuy pousser ñëpp ñu constater de fait l'obligation de reporter les élections locales parce que un chronogramme une élection ça se prépare au moins sur une année bi ñu defee loolu acte yooyu bi ñu ko posé ba pare ñu dem ci dialogue bi maanaam mu doonoon
cadre de concertation après ñu soppale ko def ko commission dialogue politique ensuite maintenant sous la tutelle du dialogue national dama lay expliquer rek cohérence bi ñu demee foofu bi ñuy discuter ñu constater de fait report bi bon maintenant évidemment le pôle des non-alignés proposait benn résolution donc tout le monde était obligé d'aller dans ce sens-là donc ñu constater de fait ne maintenant autorité bi mooy maanaam président de la République na jël benn acte réglementaire pour fixer une nouvelle date tout en sachant que selon les dispositions de la loi acte réglementaire bi mun a jël mënatul jéggi 2019 parce que boo jëlee président bu jëlee acte fixé date bi bu ko respecté wul wala bu fekkee dañ ko reporté il faut que affaire bi jaar assemblée nationale loolu moo indi affaire bi dem assemblée nationale léegi ñoom bi ñu defee seen projet de loi bi adopté ko en conseil des ministres mais pour une première fois dans l'histoire du Sénégal dañu def benn projet de loi boo xam ne waxul kañ la élection locale yi di am booy reporté kañ booy prolonger mandat wu député yi da nga koy joxal échéance disposition constitution bi c'est clair article 67 mais defuñu ci dara léegi dañ ne rek c'est reporté c'est prolongé mais au nom de quoi les Sénégalais vont élire des conseillers municipaux pour un mandat de 5 ans mandat de 5 ans ba jeex na depuis juin 2019 parce que élection locale yi passé 2014 foofu la c'était au mois de juin jeex na léegi les politiques décidé di yokk ñoom seen mandat derrière le dos des populations yi leen fal foofu am na problème mu légitimité peut-être mun nañu régler problème mu légalité bi parce que xam nañ ne droit et nit ñooy toog ci salon bind ko mais problème mu légitimité ñooñu tey maire yooyu ñan la ñuy waxal ñan ñoo leen fal ñuy wax ak ñoom loolu aussi c'est des questions de fond yoo xam ne te Sénégal dañu fulaalul élection locale boo xoolee bu baax élection présidentielle de tout le temps dañuy respecter le timing parce que élection législative benn yoon lañ ko mës a dax mooy temps wu Ablaye Wade moo maanaam bi ñu ko poussé ba 2007 élection locale depuis Abdou Diouf 1900 dans les années 80 ba léegi musuñu respecter benn datu élection locale des fois ñu changé ko dugal délégation spéciale et cetera maintenant te loolu ñu naan Sénégal dafa nekk démocratie day c'est l'une des démocraties les plus avancées il faut ñuy obéir standards internationaux et cetera te duñu respecter principe boobu muy benn ñaareel ba bu ñu bàyyee tey affaire bi di couler ni ñuy seetaan mais mun nañ dem ba 2022 bu fàtte ne élection législative bu 2022 élection présidentielle l'élection présidentielle de 2024 un an et demi rek moo leen séparé bu boobaa bu ñu demee ba def constatation de fait yi mais les députés peuvent se réunir mais bon ñoom tamit seen mandat dañ koy pousse parce que il y a des discussions et cetera ma rappeler le beneen point pour te dire que incohérence su texte bi même sur la forme c'est-à-dire au Sénégal yàgg nañ fi def ay débat ay chaque élection bu jeexee wala avant élection ñu ciy dugg dañuy def ay cadre de concertation bu ci gën a yàgg 3 mois la durée xoolal bi ñu ngi commencé waxtaan depuis le mois de juin wàññil juin ba novembre ça fait 6 mois 6 mois thèmes yi ñuy traité ëpp loon solo thèmes yi ñu doon traité en 1992 yooyu ñoo ëppoon thème foofu moo génne woon code consensuel bi gënul ëpp solo thèmes yi ñu doon traité en 2010 je le rappelle bu damay dégg sax ñu naan code consensuel bu 1992 mais n'oubliez pas qu'en 2010 plus de 250 articles du code électoral ont été changés en 2010 te pourtant yooyu yëpp waxtaan yooyu yëpp weesul 3 mois qu'est-ce qu'il y a derrière légitimement la question qui se pose te lu ma si jaaxal tey mooy tous les acteurs politiques se sont entendus pour se taire autour de la question ñoom ñëpp dañu si déggoon ne pat. est-ce que kon loolu moo tax ngeen jàpp ne xëj na ñaari dialogue moo am ci réew mi. bien sûr c'est évident parce que y a des dialogues parallèles ak dialogue kii parce que boo xoolee bu baax mon collègue Moundiaye Cissé l'a rappelé hier Macky Sall wax ak Abdoulaye Wade fii ils ont leur cadrage et leur ligne de dialogue. di discuter fii avec la commission politique loolu c'est le parent pauvre. Et puis deuxièmement même commission politique bi nee nañu dañuy évaluer élection yi pour évaluer ko il faut 6 mois
mais je suis désolé, nous sommes des spécialistes en matière électorale. Même j'ai travaillé dans plus de 20 pays africains dans les élections. On a évalué les élections. On sait qu'une évaluation, pour évaluer l'élection, nous weesu 2 mois. Nous weesu 2 mois. Ba pare nga ne non, pour fixer ko, il faut que me recruter ay prestataires yoo xam ne ñoom ñoo may fixer date bi. Donc mais quand même, on est où là? Parce que boo xoolee bu baax yow tey Coro booy tabax sa kër da ngay boo yoree sa xaalis yor lépp boo dee maçon bi tabaxal ma sama kër da nga koy jox délai ab doo ko ne rek tabaxal ba bés boo pare bu ko defee 100 ans la moo tax am na yenoo xam ne c'est un problème de cohérence dans la démarche. Valdiodio dénoncé fortement. Valdiodio Mamadou Fall ci kaddu gi maa ngi la doon suivre dégg nañ li nga wax c'est-à-dire man fi ma bëgg laaj moo di yan conséquences la li nga xam te ni moo di report élection locale yi di am parce que bu fekkee ni xëy na ci légitimité dañuy jàpp ni maire yi mën nañ ñàkk légitimité mais légalité lu mën a war a mën a nekk la say biir wax nga junj léegi li nga xam te ni mooy peut-être am na ay cadre rek yoo xam te ni nguur gi ay prérogatives yu moom yu ci mel ni délégation spéciale xel dafay xaw a glisser jëm ci ndakaaru nga xamante ni la majeure partie des communes nguur gi da ko ñàkkoon ci élection 2014 yu ñu génn tey jii jàppoon ni xëy na conséquences yi bu fekkee dañu pousse élection locale yi li ci mel ni mairie Dakar ak ñoom seen nguur gi du am doole yi teg fa li nga xam te ni moo di délégation spéciale mën fa teg seen i nit. Non, actuellement mënuñu teg délégation spéciale parce que en tout cas ci seen projet de loi bi ñu bind. nar ko tey commission des lois nar ci waxtaan à l'Assemblée nationale projet de loi bi ñu bind en tout cas lañ ca wax mooy dañuy prolonger mandat yëpp mooy maanaam bu ñu prolonger mandat yëpp y a pas de problème de bu ñu dugal délégation spéciale. Mais maintenant le problème de fond est-ce que aujourd'hui loolu bu ñu ko bàyyee ëllëg Assemblée nationale mën naa ne day prolonger mandat député. gannaaw ëllëg ñu ne dañuy prolonger mandat président lan ngeen kii ma. xam nga am na yenn yoo xam ne même bu fekkee par exemple le mandat du président quand même foofu damay teg benn bémol c'est encadré et vraiment bien verrouillé par la constitution. Mais yecale dañu y a un vide juridique te bu ñu bàyyee noonu vide juridique mooy indi dérives yi ñuy constaté yoo xam ne après mën na impacter dans la vie démocratique et la représentation nationale. Surtout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour ñu élection locale. waaw même da ngay gis sax attitude état bi. lu muy def te gis nga bu ñàkk fulal boobu moo tax suñu gox-goxaan yi duñu développé. Valdiodio benn laaj ngir jeexal rek dafa am ñu ruumandaat ni dañoo bëgg dajale li nga xam te ne moo di élection yi locales yi bu demee dajeeg bu législative bi ni nga ko waxee député yi ñoom tamit dañ naan dañuy pousse seen mandat bu ñu ko poussé ñu couplé est-ce que loolu couplé élection présidentielle locale ak législative loolu mën na nekk ci réew ndax mës na am ci réew. même réew amu fi. mais par exemple boo xoolee ay Ghana ay Nigéria. ñoom dañoo am année électorale. Par exemple dëkk yooyu par exemple nga xam ne Nigéria mandat yi c'est 4 ans chaque 4 ans day am élection présidentielle locale des gouverneurs et cetera. Législative parlement lépp bu ñu ko defee ba pare après ñu jàll ci leneen dootoo dégg élection ba 4 ans encore. Mais ñoom dañ ko régler en amont mais Sénégal chaque fois. Les présidents se sont amusés Abdoulaye Wade Abdou Diouf et cetera ñoom ñoo indi dysfonctionnement républicain boobu. Républicain bi parce que à chaque fois da ngay gis tey ñu yokk seen mandat de 7 ans ëllëg ñu wàññi ko de 5 ans. mais parlement bi mandat am 5 ans la loolu mooy tax mu am dissonance des dates entre les élections présidentielles et les élections législatives ak locales yi. ba nga xam ne léegi tey bu ñu voté woon léegi élire ci. Pour defaat élection locale ce sera en 2024. boobaa mën nañ ko coupler ak élection présidentielle même année. Mais moo tax à l'époque te léegi c'est trop tard. D'accord. Élection législative président mënatul dissoudre parlement. En 2 secondes rek Valdiodio nga baal ma kàddu en 2 secondes est-ce que 2020 bi ngeen proposé jàpp ngeen ne élection locale mën na ci am. Absolument. Techniquement mun na am. D'accord donc mën nañ jàpp loolu. D'accord Valdiodio ñu waaw.
ñu ngi lay gërëm bu baax a baax may fàttaliwaat ni yow yaa ngi bokk société civile di la gërëm bu baax ci ànd bi nga àndoon ak ñun jàng nañ ci et puis gën na leer ci suñu bopp donc merci beaucoup et bonne journée. jërëjëf merci beaucoup mu nekkoon Valdiodio Ndiaye nekkoon ak ñun ci téléphone bi moom mi ngi ci société civile waxtaan bi nag li ko waral ñu fàttali waat rek dinañ jokkoo léegi ak Madiop Diop waaw Kalzu doguma la mais xam nga ñun bu ñuy def 9-11 bu xibaar waddee dañ koy wax. waaw ayca présentement Abdoul Mbaye yegg na fi nga xamante ni moo di tribunal départemental bu Dakar ngir wuyu convocation bi nga xamante ni moom le doyen des juges moom ak Birahim Seck Abdoul Mbaye mu ngi fa yegg 10h04. la fa yegg. la yegg te donc ñu ngi xool fu mbir yi di mujjee dinañ topp xibaar yooyu nga xam ne am na même déjà ci wàllu njàng mi nga xam ne war nañ ci wax léegi sax am na xibaar également bu ñu ci am léegi ak Ndeye Mati Dieng dinañ ci ñëw ci kanam mais en attendant ñu jéem a jokkoo léegi ak Madiop Diop di maire bu Grand Yoff waxtaan wi nag mooy élection locale yi nga xam ne liñ ci wax mooy dañ koy randalaat ba jëmi jamono wala sax ba décembre bi ñu ko jàppoon daal mën nañ jàpp ni fi mu nekk nii du ko am wax ji nag ak parti ku ci ne yaa ngi yëkkati say ay kaddu mais ren également dañu gis ni bëri na ay candidats yu bees yoo xam ne bëgg nañu dugg ci langue gi moo xam muy ay artistes wala ay ñeneen ak ñeneen Mame Gor Day déjà ki candidat moom ci mairie bu Tëngéej mu mel ni élection yi tamit yu sénégalais yi di xaar la. waaw mais li ciy neex rek Kalz mooy que xam nga nit ñi dañu daan voter peut-être dañ daan jiital supposons ñu ne jiital nañ président Macky Sall ci liste bi nit ñi jàpp ne xëy na bu ñu ko votelee moom mooy nekk maire. après dinañ am na fu processus bi di jaar yëpp ak ay conseils municipaux ak yooyu ba ñu tabb keneen mu nekk maire donc souvent wuruj day am ci biir corruption da ci am da ngay gis koo xamante ne ñi ko war a voter ñëpp da leen di dem tëj leen fenn ba heure bi jot ndax day bañ keneen jaar ci ginnaawam fay leen lu gën a bëri donc yooyu yëpp yu ñu doon naqarlu la parce que nit ñi xamuñu woon ñan lañ doon tabb local dafa bëri enjeu donc nii bu ñu bëggee dem ba ci suffrage universel directement je pense que c'est une bonne idée quand même nit kiy votel Modou Fall xam ne Modou Fall mii laay votel kiy votel Kalz xam ne Kalz mii laay votel mu gis également mu nekk maire wala mu bañ a gagné voilà mu gis voilà mu gis donc loolu moo ëpp solo xëj na ci coppite yi nga xamante ne bëgg nañu mu am ci élection locale yi mais sànq ba tey dégg nañ Valdiodio yu am solo yi mu wax donc quand il dit que techniquement 2020 mën nañ ci organiser élection man dama koy gëm personnellement parce que Modou Fall xam na li may wax topp nañ leen bu baax ci processus électoral bi yëpp jëm ci élection présidentielle yi ñu génn ak seen plateforme boobu di suñu élection ñoom itam ñu liggéey ci liggéey bu am solo donc jàpp naa ni nguur gi dafay baax politique yi toog ak ñoom et que mu doon lu dëggu ñu waxtaanee ko ñu teg leen ci raay yi am na solo ñi ngi ak monsieur le maire Madiop Diop bu maire bu Grand Yoff ak ñun ci téléphone bi monsieur le maire ñi ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di leen ziar. ñu am mbégte bu yaatu ànd ak yow ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM waxtaan wi tey ci suba mooy élection yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci mois de décembre ñu déggaat ni li ñu mën a jàpp mooy dañ koy randalaat déjà naka nga jàngee situation wu élection yi nga xam ne boobook léegi ñi ngi koy puus di ko puusaat ñii ànd nañ ca ña ca desit am ci beneen xalaat. mooy état boo xam ne lu ko neex lay def. faalewul sénégalais yi respecté wul sénégalais yi respecté wul ay kàddu parce que président Macky Sall tey moom lañ dénk suñu réew moom moo war a protéger suñu constitution protéger suñu code électoral électoral nekkul brouillon boo xam ne heure bu la neex laal ko tey amul benn maire bu nekk Sénégal buy signé loo xam ne légal na laa la wax benn maire bu nekk Sénégal amul lu commençant par man li muy signé dara légalu si parce que le 29 juin suñu mandat yi jeex dañoo war a bàyyi population bi dem tànn ñeneen ñu leen neex ñu jiite seen gox. amatu leen légitimité. wala boog amatuñu ko wala boog booy prononcer élection da ngay def décret yokk mandat maire yi ban décret moo yokk mandat maire yi. ñu ngi signé ay mandat di signé ay engagement di fay ay salaire fu ñu ko teguñu ko fenn. day wax ne réew mi dëgg amatu fi yoon amatu fi ay caaxaan a fi ne. monsieur le maire su ma la déggee dogguma la su ma la déggee mooy jotu leen benn notification buy wane ni seen mandat dinañ ko proroger élection du am dinañ yokk seen mandat ba 2020 wala ba 2000 nangam jotu leen benn kayit buy wane loolu. amul day di toog rek di nekk seen bureau di signé rek parce que boo signéwul kenn fay salaire. te agent yi liggéey dañu am ay kër
am ay njaboot boo signé wul duñ fayeeku salaire état bi toog si li ko neex rek jàpp njàmburam rek maire yi toog di signé rek amul benn décret bu ñu permettre loolu. kon seen mandat jeex na depuis juin 2019 juin la jeex. te ba pare élection yi warul génn xam nga li ñu peut-être bi ñu teg élection yi mënul nekk. ay waxu caaxaan la ñu ne dafa jege présidentielle yi. bi élection présidentielle yi passé est-ce que matériel électoral bi déplacé wu na centre de vote yu nekkoon. kon gisoon na ni kon da nga gisoon ni mënoon nañ ko tenir ci mois de juin. moo gënoon yomb bulletin kese ngay defar. bulletin dong ngay def matériel baa ngi sur place. mais monsieur le maire en tant que maire ma yaakaaroon ni xëy na bu ñu yokkee seen mandat pousse élection yi daf leen di gën a arrangé wala c'est le contraire. ñun ñu arrangé yow ñu fal la 5 ans. waaw population bi ne 5 ans la fal sa mandat jeex na ñu puusal la ko kooku gàcce la dañ la ma teg inégalement. doo ci mën a gën a defar sa toogaay. waajal yeneen élection toogaay boo defarul 5 ans yoo ko defar si 1 an wala 2 ans. d'accord ay caaxaan la c'est que nit ñi dañu leen war a respecter population mun naa am waa gars yi man tàppi naa leen soof naa leen doyatuma leen. boobu leen changé keneen amuñu possibilité changé keneen boobu ba léegi. monsieur le maire Thioro Mbar Ndiaye la ci kaddu gi mu mel ni yéen itamit wàllu parrainage da ngeen ci daf leen di da ngeen a bokk ci ñi nga xamante ne fi mu toll nii bu ñuy dem ci élection maire dañuy woote itamit parrainage am déet. waaw parrainage yi man d'accorduma si. xamul tax. état bee jubul. état bee buñ juboon tiituñu ko mais jubuñu. da nga ragal affaire yi dañu tiituñu parrainage. mais état bi moo jubul boo nekkee ku jubul da ngay tiit doo saxel du dal. naan ndax dana yomb parrainage bi ngeen réussir ko parce que 1% bu seen kii lañ leen laaj ak 10 millions de caution. bu dee commune Grand Yoff exemple. 1% 800 kii la 800 électeurs la. 800 électeurs loolu yomb na am ci ñenn ñi. ci fichier bu 77 000 électeurs. 80 et quelques quoi mais 800 000 bëriwul donc loolu yomb na. mais xamal problème bi yombaay xamal problème mooy ñan ñoo war a def diagnostic bi def vérification yi. ak ban logiciel lañ am pour def vérification yooyu. c'est comme conseil constitutionnel moom mu la vérification yu normal tegu si yoon ak sama ay sous-préfet ay préfet. d'accord ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa société civile ils proposent l'année 2020 pour ñu amal ci élection yi ndax jàpp ngeen ni dina gën. waaw xamul nekkoon yoon tey. si mois de novembre bi ñu commencé révision yi. juin 2019 ñu def élection yi. pourquoi mois de novembre parce que 6 mois avant élection amoo droit laal code électoral. te boo commencé janvier mootul nekk. mais léegi lañ ko doon commencé préparer ko def suñu élection juin 2020. loolu mooy yoon. mais téye ko xamoo kañ la di yokk parce que yow la arrangé. kese pour ëllëgee nga yokk mandat député yi on a tout compris. su fekkee lan ngeen comprendre lan ngeen comprendre da ngeen jàpp ni li. daa bëgg a cumuler présidentielle ak législative. local yi nag. te bu defee bu yokkee local xam nga local yi ak ñaaree moo gën a garaaw. mais bu yokkee local yi ëllëgee bu yokkee député yi kenn wax. dafa piéger gars yi dugg ci piège bi te waruñu ko woon nangu. te mandat bu jeexee demal sa yoon loo fa defati gàcce moo la fiy fekk mais du ndam. léegi ci wàllu woowu yéen lan mooy war a doon seen responsabilité par rapport à ça boo leen jotul benn décret buy yokk seen i mandat. bon xam nga man tey du ma jóg du ma gedd sama mairie. du ma démissionné. ne damay dem parce que jotuma këy non du ma ko def. mais état moo war a responsabilité am xam ne Sénégalais ñoo ko dénk suñu baat ñëpp man ci laa bokk. donc président Macky Sall ñëpp moo ñu yilif ku ñu fal sa mandat jeex moo jël ay décision pour ñu def élection bu ko jëlul mu jël këyit bu la fay tega. en attendant ñu def élection. d'accord koppar yi ngeen di roulewee ak yu ni mel est-ce que dina am lu ci soppeeku. lu soppeeku. su fekkee ni ñi nga xamante ne période bii ñu nekk par exemple seen mandat jeex na naam élection yi dàkk nañu ko yoratu leen benn yónneewuñu leen benn këyit buy wax ni prolongé nañ seen mandat wala nangam. donc koppar yi ngeen doon am pour liggéeyee ko doxee ko est-ce que dina am lu ci changé. loolu du soppeeku. parce que gis nga tey maire bu signé wul ay titre de recette wala signé wul ay déclaration dërëm di dugg sa keesu commune. commune moo sensible commune lépp maire moo koy signé pour nga recouvrer maire mooy signé pour nga dépenser maire mooy signé
donc sa amul maire day compliqué. amul keneen ku ko remplacer ku fa teg day compliqué mais fonds de dotation yi day ñëw normal recouvrement yi ñu ngi koy def normal salaire ñu ngi koy fay à temps donc ñun ñu ngi def li ñu war mais nag dañ ko légaliser au moins. légaliser waaw monsieur état de droit la nekk. ci état de droit boobu ñuy wax monsieur le maire bu weesoo décret présidentiel yëf yi dafa war a jaar assemblée nationale est-ce que amul beneen format boo xam te ni dafa war a jaar assemblée nationale député yi daal di koy voté wane ni reporté nañu élection locale yi. non pour prolongement mandat maire décret rek moo koy def. décret moo koy def report élection locale. report bi je pense que mu nekk loi man maîtrise wu ma tellement affaire yi foofu. mais pour prolongement bi. moom décret moo koy def parce que président bi mooy def mooy prolonger mandat. ginnaaw bi ministre de l'intérieur prononcé ne reporté nañ élection yi. mais ba reporté élection da ngay prolonger mandat maire. li ma laaj Valdiodio laa lay laaj ndax foogoo ni dafa am pexe buñ ci lal ndaxte bu fekkee dañoo poussé ni mandat wax na ko état dafa am prérogative délégation spéciale ak ñoom seen ragaloo yéen seen ndakaaru gi nga xam te ni li ci ëpp ku jéggi ñoo jël yenn communes yi ñu yónnee leen délégation spéciale. waaw nañu yónnee mais bu ñu yónnee du simple rek maire Grand Yoff yónnee ko maire Sénégal yëpp la ñu yónnee délégation spéciale. Sénégal yëpp la ñu yónnee Sénégal yëpp sans exception. na ko def kooku am na si droit mais pour man tegginuwul logiqueul yow nga prolonger élection de délégation externe ay maire nga prolongement bu seen coobare mais ñun d'accord nañ délégation na ko def bu ko neexee parce que comme dëkk bi dëkku jaay doole la logique amul dëgg amatul doole mooy dox na ko def mais du ko def maire Grand Yoff kese du ko def maire Jëppal kese du ko def maire Sacré-Cœur Mermoz kese da koy def maire Sénégal tous les maires les 500 et quelques maires la koy def. d'accord ko koy bu ko mënee na ko def. d'accord jërëjëf. jërëjëf monsieur le maire. ñu ngi jégalu ah. non problème waxtaan bi amoon na solo. macha allah am na solo. jërëjëf monsieur le maire Madiop Diop mooy maire bu Grand Yoff di ko gërëm bu baax ci kàddu yu mu yëkkati moom nag dafa mel ni bégul lool ci li nga xam ne moom la ñu nar a pousse et pourtant contraire bi laa doon xalaat ci maire yi parce que dama daa jàppoon ni xëy na moo leen di gënal ñu gën a mën a defaraat siège bi toog bu baax ngir waajal seen ay élection mais contrairement ak monsieur le maire Madiop Diop ñu koy gërëm bu baax ci ànd bi mu àndoon ak ñun deuxième sujet bi xam naa dañ koy romb rek waaye xibaar biñ ciy teg mooy dañoo waroon a jokkoo ak Dame Mbodj bi nga xam ne ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ñi ngi ci def taxawaay bu am solo mais dafa mel ni yëngatuwaat na nag grève yaa ngi waaj a tàmbali wala mi ngi xeeñ en tout cas ñi ngi waaj a jàkkaarloo léegi tout à l'heure ak presse bi ngir wax seen plan d'action bi nga xam ne war nañ koo mëne waaye li ñu mën a jàpp rek mooy enseignants yi bégguñu lool wala seen diggante ak état bi rataxul trop raison pour laquelle mën nañu xaar ay yëngu-yëngal fii ak ay jamono corombaar comme chaque année Kals et je pense que c'est situation la bu xamante ne à la limite sonal na ñëpp en fait parce que mënuñu chaque année école bi nii lay démarrer xam nga problème yu dul jeex jafe-jafe yu dul jeex diggante enseignants yi ak nguur gi parce que enseignants yi ñoom chaque jour c'est les mêmes reproches ouais l'État n'a pas respecté ses engagements ouais l'État n'a pas respecté ses promesses et tout oui maintenant après est-ce que tout le temps dañu war a sacrifier ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndaw ñi loolu lu metti la lu compliqué la État itamit taxawaay bi mu war a màkk jàngalekat yi est-ce que du ko am une bonne fois parce que ñoom seen doom jàngeewu fa seen jarbaat jàngeewu fa seen dara jàngeewu fa ñoom tey bu ñu gisalee lu ñu xam dañuy dem jàngi bitim réew ci bu ñu toogee fii Sénégal dañuy fay ci école yu chères yi nga xamante ne grève ñu seen doom yi ñu ngi dans toutes les conditions qu'il faut pour mën a jàng donc bu ñu xoolee ni ñu bëri ci ñoom xëy na conditions yi seen doom yi am tey ñoom amuñu ko woon démb bi ñuy jàng jàpp naa ni waroon nañu mën a jàppale ndaw ñi ba école bi mën a tege ci yoon ñu am les résultats qu'il faut mais également que à un moment donné professeurs yi itamit ñu indulgent ñoom seen digg ak état bi ngir njëriñu ndaw ñi mais man je pense que ci réew yi nga xamante ne ñoom la ñu respecté ci démocratie yi ñu respecté dafa am ay
ay parti ci àdduna wala ci réew yoo xamante ne Kals boo ko réglé yow réglé nga totalité wu problème wu sa réew bokk na ci feebar faju bokk na ci njàng meeg njàngale mi bokk na ci dem gi ak dikk bi donc yooyu noonu yëpp nekk ay problème yoo xamante ni Sénégal chaque année dañ koy dund président bu ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi kañ lañ ciy am solution donc yooyu yëpp ay problème la yoo xamante ni pour man jot nañu taxaw ci seetlu mais est-ce que grève répétitive yi moom mooy solution bi parce que depuis ñun bi ñu juddoo ba tey ñu ngi grève te taxul solution am donc est-ce que professeurs yi tamit duñu xoolaat yeneen voies et moyens pour pouvoir régler cette situation ak lu ci mën a am ñu fàttali ni ndaw ñi ñoom ñoo ciy périr xale yi ñoom ñoo ciy am lu leen naqari te xale yooyu mooy ñun ñi nga xamante ni suñu loxo jotul suñu ginnaaw pour suñu doom mën a dem bitim réew xëj na wala mën a nekk ci école yi nga xamante ni fii duñu grève en tout cas doy na waar bu dee at bu ne moom buñ ci duggee rek déjà tàmbaleeguñ sax at bi dégg ay grève yuy xeeñ ak yu demee noonu ak syndicat yi nga xam ne ñoom ñi ngi war a jàkkaarloo ci kanam ak presse bi ngir joxe seen plan d'action Mamadou dinañ ko joxe seen plan d'action Thioro lu mu wax dëgg la c'est-à-dire grève da ngay xalaat xale yi mais tamit boo fàttalikoo grève bi bu ren bi année bi ñu ngi ko annoncé mu metti gannaaw jàkkaarloo enseignants yi ak seen jëwriñ je crois seen jëwriñ avait un discours radical bi ñu génnee ci seen jàkkaarloo boobu le rencontre ñoom ñu ñaawlu ko ci la ñu barricadé wu mais ba day xool ci seen i biir wax parce que da ngay xool ñoom li ñuy wax ak li nguur gi wax ñoom enseignants yi yàgg nañu wax ni daaw ak daaw jéeg dañoo sursoiroon ci seen i grève maanaam dañoo bëggoon une année académique apaisée ba yenn yu bëri yoo xam te ni dañ ko doon sëgg mais nguur gi tegul jéego ci kàddu yu ñu juboo woon ngir nga xamante ni mooy njàng mi dina mën a am dal ren nag seen jàkkaarloog ministre boobu ministre séance tenante da leen ni yii mënuma ko defe naa yooyu mu leen ni mënuma ko wala duñ ko def moo tax nag ñu am yenn postures yi d'ailleurs seen conférence de presse bi day annoncé seen préavis de grève bi ñu déposé préavis de grève déposé nañ ko depuis démb c'était le lundi 4 je crois ça va tenir du préavis de grève bi c'est du 4 au samedi donc ay série de débrayage yooyu yëpp ci biir même man li may wax mooy ni ko mag ñi baax yi daan defee ay ñoom Al Amin ñi nga xam te ni ñoom ñoo ŋànk réew mi di ay nitu diine souvent njàng mi bu tàmbalee mel ni commencé sooxe da ngay gis mag ñu jóg wax ci dox ci ba enseignants yi bàyyi parce que bul fàtte ni tamit enseignants yi wala jàngalekat yi dañoo bokk ci levier boo xamante ni nguur gu yànq ñoom bokk nañ ci li ko yànqal jëlal 2011 2010 ba 2009 nguuru président Abdoulaye Wade il y avait des grèves répétitives école bi ba parents d'élèves yi jug sax ñoom it pour défendre seen i doom il y avait même des collectifs d'élèves yu jugoon ñoom tamit ne ñoom ils ont droit dañoo war a jàng tey jii pour man nguur gi li ma leen di digal mooy ñoom ñooy nguur ñoom ñoo ñu jiite nañu jéem a dalal enseignants yi nañu waxtaan ak ñoom jéem a xool li mën a sotti ñu ne leen lii mën na sotti li ci des nag question de patriotisme la enseignants yi xam nañu ay patriotes lañu buñ ko mënul ñoom it ñu xam ni yàqulu leen jaar te xale yi ñuy jàngal ëllëg ñoom ñoo yor réew mi seen bëgg-bëgg buñ ko jiital ba sacrifier njàngu xale yi mais nguur gi tamit li ko enseignants yi di laaj mu légitime na ko def Kals. waaw c'est important ñi ngi xaar fan lay mujjee incha allah ci Midi Culture dinañ ci ñëw ci ay xibaar yu gën a yaatu ndax suñu ndaw am na ku ñu fa teewal ci conférence de presse boobule ñu wéy ak yéen il est 10 heures passé de 29 minutes dañuy ñëw nag ci li nga xam ne jamono ji moom la Sénégal ak ñëpp di waxtaanee muy gàmmu gi nga xam ne moom la ñu dégmal su ma juumul tey am na délégation bu jógee Futurs Médias ngir dem Tivaouane comme chaque année ni ñu koy defee ci këru diine yëpp moo xam bu màggal di noonu la ñuy demee Touba ak xew-xew diine yi nga xam ne mooy am ci réew mi yëpp moo xam sax ba ca Popenguine am na délégation buy jógee groupe Futurs Médias feddaliwaat kóllëreem ak digganteem ak këru diine yooyu raison pour laquelle am na tamit tey ñoo xam ne jóge nañ fi ci suba ngir dem seeti ji xalif bi yóbbu également seen ziyaara ngir mën a feddaliwaat seen kóllëre ci seen diggante ak waa këru Maam Abdou boobu nga xam ne wala kër Maam El Hadj Malick ci gàmmu gi ñu dëgmal ñun nag tàmbali nañu yoon wi boobook léegi Serigne Saliou Seck lañ ci àndal léegi bu ko defee bu ñu noppee tey dañuy ñëw ak yéen nag ak oustaz Pape Hann moom la ñuy jokkool ci téléphone bi dans quelques minutes li nga xam ne moo jëm ci gàmmu googule on écoute aujourd'hui yoonu gàmmu gi bu Serigne Saliou Seck comme tous les jours
ñu déglu te dellu si waat. hiya taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sammaha. dal leen ak jàmm ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi. tey nag ñuy waxtaane diggante Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul ak El Hadji Malick Sy Maodo ak El Hadji Abdoulaye Niass radiyallahu taala anhu bu weesoo ni nu bokkee ci deret diggante Maodo ak Bamba lépp mënees na koo tënkee ca bés ba nu dajee ca dëkk bu ñuy wax Njaarne Seydi Hadji Malick Sy dafa jox Serigne Touba benn kaamil bu taaru boole ca addiya ne ko hadiyat yi mujji bu hattilaabu mahabatan yaayuhal xubaabu hadama rabbuna lana hablal wisal wa kufana charra lazi handal wisal Serigne Touba muñ wëlbati kayit ga tontu Maodo ne ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi shafal widaadi la tartaabu wa kayfa la wal mustafal muzaabu imaamuna wal xidna la nuhaabu loolu nag di tekki ne Seydi Hadji Malick Sy dani Serigne Touba sama addiya ji ma la jox dara waralu ko lu dul cofeel gi ma la ëmbal ngir jëmmi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tax ma di la ñaan bu noon ma sa xacc sama digganteeg yow Ahmadou Bamba Serigne Touba bég lool ci kàddu El Hadji Malick Sy Maodo yee ne ko yàlla na la yàlla fay ngën gi fay bég naa lool yow sama mbokk ci deret ak sama mbokk ci diine teyit bul sikki sàkk ne téye naa bu baax li nga ma jox te man Serigne Touba lépp lu ma téye noon wala képp ku yàq du ca man dara wala mu di ko dokk Serigne Touba yokku ca ne Maodo lépp dina rafet te dina sell ci sama digganteeg yow ba keroog ci kanamu alayhi salaatu wasalaam firnde li moo di boo leen demee ci téereb Seydi Hadji Malick Sy bi mu duppee Taysirul Ansir dajaa wax ne wax fir la naa wali man min baynina nasabun min jahati tiini aw fi diini yàllaahu na nga ñu jéggal ñaanal ñu mucc nun Seydi Hadji Malick Sy ak képp ku ma bokkal diine ak ku ma bokkal askan te loolu lépp nag Seydi Hadji Malick Sy bokk na ko Serigne Touba te it leneen firnde li moo di ku nekk ci ñoom ñaar joxante nga ci sàkk njaboot te loolu dëggu ak bëggante rek moo koy tekki Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul dem na sax ba ni bu fekkoon dina jàpp xarit teg ko ci kaw xaritam Seydi Hadji Malick Sy lay teg ci kaw xaritam yépp ndax jukkoom ju rafet atum 1922 nag ci la maam Abdoulaye Niass ak Seydi Hadji Malick Sy génnee àdduna ndax ñoom ñaari taalibey Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yooyee benn ayu bés rek la nu rawantee ci kaw suuf bi nu fi bàyyeekoo nag Serigne Touba fukki nit la fa yabal ne leen boo leen demee jaaleel ji ma sama ñaari xarit yooyee seen aljanay ëllëg leer na ndax yàlla nangul na ma ko ba noppi ñu dem Tiwaawoon wàcce fa téeméeri saakuy ceeb ñaar fukki nag ak ñeenti ju nekk ni mu bëree ci atum 1922 ba pare dellu Kaolack ngir jaali El Hadji Abdoulaye Niass teraanga ja gën faa bëri lii lépp nag di tekki ni diggante sunu mag ñu baax ña lépp masa rafet waaye tamit lépp masari tax lii mbokk yi lañ leen andiloon ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi di leen jox dig daje ëllëg incha allah. bu baax moom Serigne Saliou Seck borom ñetti esti dellu soit na tey ci yoonu gàmmu gi tey rek diggante bi mu doon waxtaanee dafa am solo lool muy suñu maam Maodo ak Serigne Touba voilà diggante bi nga xam ne dafa yàgg lool kon diggante ñaari tarixa yi buñ ciy wax doon loo xam ne nii dafa door léegi dafa yàgg ndax ci suñu maam yooyu la tàmbalee woon muy diggante Serigne Touba ak suñu maam Maodo dégg nga ni ci Serigne Saliou dellu suwaatee te yaakaar naa démb xaw ma coro yaa ngi wax rek ci diggante këru diine yi ni mu rattaxee ak kóllëre yi nga xam ne dox na ci diggante yi. bien sûr ñun taalibe yu simple yi rek ñoo comprendre lu bari ñoo bàyyiwul xel lu bari wala yenn saay ñooy def yëfu maa tey peut-être mais ku nekk ci ñun xam nga ni diggante këru diine yi dafa yàgg rafet dafa yàgg di tax diggante Touba ak Tiwaawan yàgg nañ joxante sagaru njaam yàgg nañ joxante àddiya yàgg nañu ku nekk fu sa morom nekk nga fekk ko fa loolu li ni mel dañu gis ni que ku mel ni Serigne Cheikh Mathilay Mbacké moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké voilà bi muy dund lu ci bëri daf ci daan soññewaat di ci daan waxtaan lu bëri ak taalibe yi da daan wax naan bugguma dégg benn taalibe murit yëkkati benn kàddu jëmale ko ci beneen tarixa bu mu doon ci Sénégal parce que ñun ñoo bokk lépp mais Sénégal on a l'impression que yooyu dañu ko banaliser léegi ku ci nekk foog nga ni yow tarixa bi nga nekk rek moom mooy tarixa bi baax alors que ku nekk ci ñun ñëpp ñoo bokk li ñu woote peut-être que yoon yi ñuy jaar moo bokkul dama gis démb ki nga xam ne moom moo di Serigne Babacar Sy mi xalif général des Tidianes wax ni bëggatul ñu woowee ko Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Mbaye Sy dafa bëgg ñu koy woowee Serigne Babacar Sy mu expliqué nii dafa am ku ko nuyu récemment ne ko mbay mbasu affaire yooyu ñëwaat ci ay explications mais man dama gis par exemple sur les réseaux sociaux comment les gens en parlent c'est comme si sax li mu wax loolu rek la alors que il a parlé de pas mal de choses avant muy ñëw ci turam et puis am na droit ne
nañu ko woowee Serigne Babacar Sy parce que après tout noonu la tudd donc yooyu yëpp ma jàpp ne ay mbir la yoo xam ne ku nekk ci ñun war nga ci soññaat sa bopp xam taxawaay bi nga xamante ni moom la suñu ay kilifa am parce que kilifa rek la du caaxaan du dara loo xamante ni war na mën a tax ñun ñu am beneen taxawaay bu ñu war a am suñu diggante ak ñoom fàttali ni liy dëgër ci réew mi ñoom ñoo koy téye ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi yor seeni kurus donc ñun amuñu seen fay mënuñu leen a defal wala jox leen àddiya jox leen ba fay leen li nga xamante ni loolu lañ ñuy defal guddi gu jot voilà Kalz li corox dëgg la xam nga boo dee xool ñun këru diine yi la ñoom te gàmm bu jotee xel yëpp dem ci li nga xam te ni moo di Tiwaawan daanaka dem ci Medina Baye dem ci Ndiassane dem ci Touba ren sax coro ngi waajal dem Masaalikul Jinaan lii du yomb ngir gàmm ji dafa am solo suñu turu sëriñ yi ñu leen di wormaal dëgg la tàmmoon nañ di wuyoo di ko woowee tur woowu mais bu ñu demee nag ba moom mu nemmeeku ni que dafa am ku ko ni jaar ci tur wi am leneen lu mu ci toftal loo xamante ni leneen lay joxe mu ne léegi nag nañ ko woowee turam bi mu di sëñ Babacar ngal na ci taalibe yëpp tënku rek ñu woowee ko Serigne Babacar li ci des nag mooy nañu dellu wormaal suñu sëriñ yi moo xam tarixa boo mënti bokk ndaxte Sénégal kat tey jii bu ñu toogee nii ci micro bi jàkkaarloog Kalz ak Coro di waxtaan defe naa ñoom ñoo liggéey jàmm jooju ba jàmm ji sax ndax saa yu ñu xëyee politiciens yi bëgg a taar réew mi nañ ma jéggal ci kàddu gi mais sëriñ see ñiy delloo si loolu am na solo di ñaanal nit ñi itam gàmmu jàmm ndax dañuy célébrer li nga xam te ni moo di la naissance du prophète gën di mindeef lépp lu ñu fa ñaan yàlla defal ñu ko ñu jëm Tiwaawoon yàlla yóbbu leen ci jàmm ñu jëm feneen itam yàlla yóbbu leen ci jàmm Kalz loolee daal laa ci bëggoon toftal ci di Coro wax. li nga ci toftal am na solo le temps ñuy jokkoo ak Oustaz Pape Hann bi nga xam ne déjà moom mi ngi Tivaouane suñu invité vendredi prochain Aboubacry Samb la dama bëgg ñu déglu ko tuuti il sera avec nous ak Penda Badji ci pàcc bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu culture incha allah ajuma bi dina ñëw ànd ak ñun nag moom de daf ñoo defal lu neex ndax samedi mooy gàmmu gi waaye dina ñëw ci suba si ànd ak ñun ajuma bu ko defee nag ñu def plateau bu am solo boo xam ne dañ koy jagleel guddi googu nga xam ne dinañ ci tagg màggal ci juddub suñu sang ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam on écoute Aboubacry Samb et puis ñu dellu si waat mbay jekk dafa jekkaale ñi fi jekkul woon ku la roy jekkati daanga seedele loolo lu xaafi xëy ni daanga baynal ma li fa mbay daan yaa leen gën yaa leen man seedele loolo acca yàlla la jox ma yàlla la jox ma yàlla la jox ma yeneen jox la Cheikh def la ci xolam seede leen loolo bay daan nga bay daan yaa leen gën yaa leen mën seede leen loolo ca xalifa di gaynde njaay xalifa di gaynde njaay xalifa di gaynde njaay bu ko merloo ca di abandil daay waay lool na yàlla def seede leen loolo bay daan nga xalifa bay daan yaa leen gën yaa leen mën seede leen loolo kii mooy kutubul xaafi xëy ni ata kutubul xaafi xëy ni ana soppay Sëñ Babacar nanu màggal Sëñ Babacar bu ko way taabi albankar ndax moo doon lu Maodo si loxo yi Bakare daama bay loxo yi aram loo baaga bay fawaad leema tagaaña Seydi Ababacar muraja way na bay si muraja way na bay si loxo yi mbay way na soppel Babacar si way na soppel Babacar si way na Cheikh Tidiane Chérif mbay way na soppel loxo yi fa Muhammad ma loxo yi ruwa Seydina mbay loxo yi ruwa manal manayla dahmi mil masayaaw yaa leen gën yaa leen mën daan nga seede leen bay daan nga xalifa bay daan
Tu es le marabout le plus élégant, le plus éloquent, le plus historique, Serigne Babacar Sy Malick. ndeysaan Lorsque tu sors dans l'impasse, wuyul fi yow tu es la source des deux mers, ndeysaan la charia et la haqiqa. Kenn du Serigne nga Aboubacry bu fi ñëwee bu fi ñëwee àjjuma yaa ngi invité xale bu doy waar. wallaay dina xam ni lépp dëgg la kon baax ba mu ñëw te xam naa nag may sotle bu baax. te faal tam du ma seetaan moom sax dañoo xulloo woon maak moom xam naa vendredi lañ nar a jiboo ngeen maak di jiboo Aboubacry waaw. waaw bu ñëwee nag jibool ak moom parce que sa jëkkër lay seet waaw dinaa jiboo ak moom ndax jibool yow ak moom waaw kay. keñ Fodé da ngeen takkante nii ci antenne bi ba daaw toog ma seetaan de daaw ma seetaan non man kay li ma fi jaaxal mooy da ngeen takkante ci antenne bi ba toog mooy yow ndeysaan. kan moo ko xutba looloo jiitu antenne bi ku ko xutba ba Pape An dugg si moo koy xutba tey kon kay takkante goo leen wuy ma sama jaañ muñal ko rek muñal naa ko. Khalifa Mbaye teral na ma, Khalifa Mbaye sagal na ma, Khalifa Mbaye sigil na ma. Aca alhamdulillahi hada shaykhu rabba mooy khayrul wujudillati di a'lahu mawla aca nalal khilafata yo 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 nalal khilafata yo 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 li ma neex te ma constaté ko ci jamono yi surtout mooy da ngay gis ni ñi nga xam ne ay woykatu ci wàllu këru diine yi la ñu bokk mbir mi léegi dafa moderniser wu c'est-à-dire que dañ ci gis évolution bu mag bu ci am même en qualité d'image bu ma xoolee par exemple Mohamed Niang ni muy ñëwee ci ay vidéo yi muy def titres yi muy def ni affaire bi évoluer dem ci ay studio yu mag réaliser seen ay titres génne ko c'est tellement fort parce que loolu ci musique rek lañ ko daan gis. yëf yi foofu la toll léegi. tu sais te man dama bokk ci ñi gëm ni yàqul dara ci seen ngëm-ngëm ak seen bëgg seen tarixa par exemple bi Aboubacry Samb génnee woy bi bëri na ñu ko doon fustiger ay mbokkam taalibe cheikh yoo xamante ni naan waaw ni mu ko defee dafa xumbu sëñ Babacar wootewul loolu traité ko de tous les noms sur les réseaux sociaux. à un moment donné da nga koy yërëm sax mais après da ngay xam ni xëj na ñoom ñoo xamul rek lu jamono bi dafa dox en fait te ñoom bu fekkee ni ci seen baat bi ak seen wëy bi la ñu am pour woowaat le maximum de personnes possible mais surtout ñu xam ni que ñoom itamit ay xale lañu dañu am seen ay moroom yoo xamante ni ñoom ñooy jëflante ak ñoom donc bu fekkee ni ñooñu ci lii la ñu mën a jaare pour conscientiser leen ci li nga xamante ne ci la ñu bokk mais c'est une bonne solution. Le plus important mooy que message bi jàll que li nga xamante ne moom lañ ciy wund ñu am ko ci ñi nga xamante ni ñoom lañ ciy woo ñu mën leen wuy si et tey quand même bu loolu lépp nag jàllee dafa am aspect koppar bi parce que ñoom ay woykat lañ lii moom mooy seen gagne-pain donc ne serait-ce que pour tout ça dañuy boole lépp loo xamante ni jàpp nañ ni buñ ko boolee mu baax ñu boole xëcc ñu bëgg a xëcc yee ñu bëgg a yee jàngal ñu bëgg a jàngal et puis sortir et puis tirer leur épingle du jeu je pense que loolu moom amul leneen loolu rek la. am na solo et puis nañ leen encourager c'est tellement su ma gisee festival bu mel ni par exemple festival Salam fi mu toll léegi àddina bi di ko bàyyi xel ñu dem ba ñoom maintenant ay star lañu bu weeru koor jotee dañ leen di xaar donc nañu nangu ni évolution am na nag ci mbir yi et puis ñu encourager leen moom. pour le moment ci weeru koor rek la mais boo xam naa ni ki créé wala initié festival Salam bi mu ngi xalaat yóbbu ko feneen. Parce que c'est religieux. xam nga ne daaw tuuti ma bokk ci. c'est-à-dire c'est. bokk ci lan. yaa Assane Gueye dégg naa yéen naroon duo. daaw dama woon maaw pour bokk ay tabala laa bëggoon. mais pareil Assane Gueye tamit a été coopté. Assane Gueye waaw mais Assane Gueye xam nga dara jee tax du xaj ci seen. léegi c'est ça c'est-à-dire xëy na ki initié festival Salam mu ngi am yeneen i horizon parce que boo dee xool c'est religieux culturel c'est vrai que c'est y a la religion.
l'aspect religieux mais également c'est la culture moom mooy jukko mooy wane boppam au devant tey jii woy bi par exemple da nga koy consommer ça te rappelle les érudits di la jàngal dundu mag ñu baax ñi def ko ci air yoo xamante ni comme ni ko sëñ Modou Kara di waxee les mélodies divines dafay am solo et puis beneen aspect la boo xam te ni dafay gën a taaral suñu wàllu culture ci réew mi parce que dafa gëm gi ñu gëm mag ñi dafa bokk suñu taarix c'est-à-dire dafa bokk ci li bokk ci ñun maanaam kenn ku ci ne am na foo wekku am na loo gëm te képp koo gëm ñu wayal la ko ci kaw ngay dégg wala nga koy way sa biir xol ba tey yaa ngi koy def donc boo amee ñoo xam te ni ñu ci mel ni kii way bi Coro xam naa dina ma jox tur bi kii way Aboubacrine am Njogu Afia am keneen Njogu Afia xam naa ko am ñeneen ak ñeneen c'est-à-dire dafa am solo parce que beneen fànn la ñuy gis ci wàllu mélodie divine ci wàllu aspect boo xam te ni c'est religieux culturel et puis voilà c'est boo xoolee festival Salam buy déroulé ci weeru koor bi dafa rafet c'est très joli. et puis baax na ci vendre destination wu Sénégal ndax bu ko bitim réew daaw gis naa ay pays yoo xam ne sax jóge nañu ay Maroc ak ay Égypte mais surtout les pays maghrébins parce que ñooñu ngay xëcc xam nga ñoom leur culture dafa langook yi waa festival Salam di def boo dee xool c'est la culture maghrébine tabala fa la genre tabala mën naa wax tabala genre tabala yaa seen ordre boobu mooy les musiques orientales la musique orientale ñoom ak lii nii boo dee xool dafay méngoo et puis kon mën na leen xëcc ñoom tamit ñu ñëw bokk ci suñu li nga xam te ni moom la ñuy wane ci wàllu jaarale ko nag ci wàllu religion di dem ba ñoom ñuy way suñu mag ñi loolu quand même jaay sa réew la parce que jour boo toogee ba gis benn orchestre égyptien boo xamante ni day yëngu ci li mélodie divine di la woyal sëñ Bamba wala mu la woyal ki nga xamante ni moo di sëñ Babacar wala mu la woyal sëñ Limaamu bu boobaa ndam gu rëy la ci Sénégal ndaxte suñu mag ñu baax ñi la ñenn ñi nga xamante ni ci dëkku naar yi lañ ne comme ni ñu leen di faral di waxee di woy kon à travers ñi nga xamante ni duma ko tuddee musique woy la cant la à travers ces chants là mën nañ ci yóbbu Sénégal fu sori Kals. jërëjëf Mamadou Fall on va essayer de passer ci sujet bi nga xam ne d'habitude ñoo leen koy proposer le temps de joindre Pape Hann parce que xam naa ni mi ngi ci xat-xatu gàmmu gi peut-être balaa ñoo jeexal jotaay bi dinañu jokkoo ak moom ci waajtaayu gàmmu googu nga xam ne ñi ngi ci ak yéen tout de suite nag dañuy passer ci beneen sujet boo xam ne ñoo leen ko tàmmal ci talaata bi bu ñu waxul mbirum environnement rek wàllu santé la ñuy waxtaane te xam ngeen ni nag santé dafa intéressé te ku ne yitteel na la ndax wér-gu-yaram moom daanaka mooy baasu lépp voilà boo wérul doo ko pour nga def say activité dafay metti lool raison pour laquelle wàllu tàggat yaram dañ ciy jaare nag dalal léegi ajaratu Dior Mbodj ndax li mi billaahi yow yaa bëri may tu es le marabout le plus élégant le plus éloquent le plus historique Serigne Babacar Sy Malick lorsque tu sors dans l'impasse tu es la source des deux mers la charia et la haqiqa خير له
acca alhamdulillahi hada shaykhu rabba mooy xayrul wujudillati di a'lahu mawla acca naalal xilaafata yo 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 naalal xilaafata yo 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 naalal xilaafata ye bay ndeysaan acca dañuy àndaat ak yéen balaa ñuy ñëw ci seen rubrique santé bu tey maa leen ko digoon voilà démb ak léegi ci jotaay bi sax nag la naroon yeewoo ak ñun tey waaye xam ngeen ni ay xat-xat ak wàccaayu gàmmu gi te ku wax gàmmu moom wax dëgg yàlla boo waxee Futurs Médias di nga ci teg oustaz Pape Hann ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy amal di ko def booboog léegi mu ànd ci ak ñun rawatina nag bu ren bii nga xam ne ñu ngi koy waajal oustaz Pape Hann ñi ngi am mbégte bu rëy ànd ak yow ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM di la nuyu te di la ziar bu baax. jërëjëf Kalso maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel bu baax di nuyu waa auditeur waa King FM yëpp ñaanal leen yàlla yokk leen dëgëral di leen ndokkeel ci weer wi Kalso. jërëjëf yaa oustaz maa ngi ànd ak journaliste Mamadou Fall ak ki nga xam ne mooy Adjaratou Dior Mbodj ngir waxtaanee non seulement gàmmu gi waaye xam naa ni jamono ji ni ma ko waxee naroon nga fee nekk ak ñun tey waaye xat-xat yi ak war a teewee benn liggéey boo xam ne di nga ko amal foofu ca Tiwaawoon déjà bu ñu waxee gàmmu wax Tiwaawoon rek sa xel ci lan lay njëkk a dem. bu weer yi di teru rek da ngay sa kanam day belli sa xol dafay naat dafay am leneen looy yëg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu nee gàmm rek nag sa xel day dem ci Seex Sidi El Hadji Malick jàmbaar ji nga xam ni Maodo moom bi mu vérifié dund doomu aadama yi xam ni réew mi xeet wu ne Sidi El Hadji Malick dafaa dugg xool seen dundin waaye itam xam ni l'islam mel ci Sénégal dugg dem départ 1888 la Maodo doxee Sénégal ba Makka radiyallahu anhu dem ziyaar ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ajam gu barkeel googu bi mu dellusee xam ni réew miy dundee xam ne lenn rek moo du mën a sauver muy bëgg Seydina Muhammad ca la wax ni ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu alaa nag ci grammaire arab mooy bu la ko mag waxee la muy wax ñor na ko parce que dafa ni ala xarfu tanbih li tasqii saamiin ma ngay yee di xeerawlu wayu déglu ñi mu ni ala waawee ala dama ni ñu ni tekk di ko déglu mu ni azimu màggal leen te ngeen ñëw ñu màggal lan si mu ni laylal wiladati guddik judduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ca la jamono puukariw nga xam ne ca la jamono leer nga xam ne ca la àdduna yëkkatiku nga xam ne keroog la kaaba gi yëgle ni am na lu xew parce que keroog juddoom nga kaaba gi dafay yëngatu di jaayu ñetti fan dalul tazalzalat ustuwanatul muluki ka kaabatin salasata ayamin falam taqumi kaaba gay jeng màkka jaaxle ne waaw lu xew kaaba gi du muy def nii mel ni luy bëgg a daanu ndeke yoo daanuwul yëngatuwul jeng ga muy jeng ak jaayu googu dafay màggal judduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu Seydi El Hadji Malick ne maalat ma miilan ma al arkaani aw sajadat taazima mustawjibi taazimi muhtarami Maodo ni kon ñëw leen ñu màggal guddi googu nga xam ni guddi googu keroog la ñu samp 3 drapeaux benn penku lañ ko samp benn soowu lañ ko samp benn ca digg kaaba ga te la Seydi El Hadji Malick wax ni ra'at salasata a'lamin xadin tasabat fi kaabatin mashriqin wal maghribi tasimi ngir màggal waaj yi juddoom nga moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa watat benn dëkk la boo xam ne durant 1000 ans diiru junniy at ndox la nuy jaamu am na beneen dëkk bu ñuy wax Faris ñoom diiru junniy at tàkk la nuy jaamu ne famille bi at mi ñooy wuti matt bu at mi jeexee beneen famille bi ñooy wuti matt durant 1000 ans diiru junniy at tàkk ba musul fay waaye keroog bi Seydina Muhammad juddoo ñoom seen tàkk ba ca la fay yéefar bu mës a judd sax dañuy jël lu mel ni leket bagaan këpp la ko ne mooy sa gàllaaj mooy daal di jël leket gi këpp la ko daal di kippër ñi daal di jëlaat këpp la daal di kippër ñi ne la aaru nga keroog ba Seydina Muhammad juddoo bañ ko këppee leget ga dafa xar yàlla wan leen li leen kii li koy ardu lii wa fil wiladati minhu jafnatun falaxat walin filaaqu jaabun inda xawmihimi xar ga nag nekk kiimtaan ci ku dëkkee Makkatal Mukarram booba jamono Amina mi ko jur yëg na ni moo ëmb sangu àdduna ak alaxira yaayam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu di guddi koo xam ni yàlla bañ na guddi tiitaru ni ci man la gane àddina yàlla bañ na ni bëccëg tiitaru ni ci moom la gane àddina yàlla bàyyi ba fajar gi xar wallahi waaw ba fajar gi xar diggante bi guddi gi tàqalikook fajar gi ci diggante boobu rek
kals ci la Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëw waaye yaayam ji ko jur nee na ëmb naa ko juróom-ñeenti weer bis bu ne gis naa kimtaan kenn du sa ëmb naa ko juróom-ñeenti weer waxtu wu ne gis naa kimtaan waaye li ma gën a yéem ci sama doom ji mooy keroog bi ma gënee àddina li jigéen di yëg ci matu yaay Seydina Muhammad yëgu ko keroog la judd moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sukk ñaari bëtu ëmam ya tàllal benn baaraam ba banque ñeenti baaraam jublu penku ni allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ñu laaj ko Seydil Hadji Malick ma ca Tiwaawoon mu ne yuumi sababata miqbaadan asaabiahu mislal musabbihi yarnool wa zahimami kals kooku guddeem googu yaakaar naa bu dëkk ma lee kenn ku ne dina am loo yëg dëgg la de kenn du sa waaji kenn du moom kenn du moom alors dama nekk ak ajaratu Dior Mbodj moom it xam naa ni yëngul na ndax taalibe Cheikh la Mamadou Fall a ngi feggoog moom ajaratu nuyu nañ la maa ngi lay fay kals di nuyu mboolem ku ñu bàyyi ci xel ci 99.4 di nuyu oustaz Pape Anne suñu soppe moom suñu soppe la ni mu bëggee yonent bi lool dafa dem sax ba yóbbaale ci ñëpp dafa dem ba yóbbaale Sénégalais yëpp ku ko xool rek da ngay bëgg Seydina Muhammad waaw ndax liggéey bi mu ciy def peut-être ma bàyyi la une question ak moom waaw oustaz bàyyi ma këf Mamadou Fall ci kàddu gi oustaz man fi may ñëwee dëgg la waxtaan wi am na solo lool ci sang bu tedd bi waaye Tiwaawan laay dellu ndax xalif bi dafa yëkkati ay kàddu dem ba ni tur bañ ko doon woowee nañ ko bàyyi ndaxte tur bi dafa am koo xam ne dafa am dàkkantal bi mu ko def mu xaw a yóbbu xel yi feneen nañ ko woowee Serigne Babacar tey jii ci loolu laa bëggoon ñu waxtaan ci nga commentel ma tuuti décision bi na xëy na dina xaw a jaaxal ñu bari ndax tur woo mu daan nangu la ba yegg ci fii nga xam te ne ay at a ngi nii tey nag bu demee ba bañ ko nga daan ñu ci waxtaanal tuuti rek barakallah jërëjëf Fall am nañu mbégte xam nga Seydi Bakar Ibn Alhaji Mansour moom mbaax dafa nekk ci moom dama ko wax benn bis ca Mbuur ca gàmmu zawiya Seydi El Hadji Malick maaroon fi di gàmmu ga moo ko présidé may waxtaan ne ko yow Serigne Babacar ku la ni jàkk tey tiit ndax personnalité gi nekk ci moom la si naal waxoon yonent bi dañu ko man raahu badihatan habahu waaye wa man xaalatahu maarifatan ahabahu nee na yonent bi boo ne ko jàkk da ngay tiit waaye boo jaxasoog moom da nga koy bëgg ndax mbaaxam mooy Serigne Babacar Sy Ibn Alhaji Mansour moom boo nee ko jàkk personnalité gi ne ci moom mais boo jaxasoog moom da nga koy bëgg Serigne booy wër nit ku woyof booy wër nit ku baax nit ku tabe nit ku tedd boo ñëwee Seydi Bakar Ibn Alhaji Mansour di nga ko fekk ci moom dafa yéerndu dund xeet wi xam nga comme ni ma wax léegi maamam Serigne xam ni réew la moo xam ni booy wër réew mu bëri folklore fii la ëppee booy wër réew moo xam ne ab taali bi da lay jàkk mel ni ku la gëm fekk gëmu la booy wër réew moo xam ni seeni kàddoog seeni waxit lépp dafa bëri caaxaan moom toll na ci dimension boo xam ne xam nga xalif général des Tidianes lu yomb kuy sa maam Seydil Hadji Malick kuy sa baay Alhaji Mouhamadul Mansour mu nekk benn doom bu góor ci baayam Alhaji Mansour ñaari bant la ko yàlla dénk mooy soxna Farsi mi ñu dénkoon borom daara ji Seyd Mouhamadul Mansour yàlla na yàlla yokk ko yërëm ak Serigne Mbaye Mansour mii sa baayam jël ko tuddee ko Serigne Babacar Sy waaw baayam jël ko tuddee ko Serigne Babacar Sy xam nga Serigne Babacar sax booy xool nga xam ni buñ ñi daan def ay wax yu ay yeneen way folklore yi ay mbay naan mbay gaa yi def nii moom nag du toll na foo xam ni moom Seydi Bakar dañuy seen nopp yëfi caaxaan daf leen di sonal mënutuñ ko dégg mënutuñ ko wax waaw nit xam nga ku la nuyu naan la ay mbay ba soog xam nga ay mbay xam nga yooyu façon waxin yoo xam ni kenn du ko wax kilifa moom nag mu am ci personnalité fullaam joo xam ni xam na ne mi ngi dund ci réew moo xam ni boo amul fulla waxoo li nga bëgg nit ñi duñ la ko dëgg la de an waaw boo waxul li nga bëgg nit ñi duñ la defal li nga bëgg waaw da di réew moo xam ni da ngay masla ñu lay teg naqar ba maasale la waaw faaw nga wax leen li nga bëgg nga xam ni kenn dootul amati fitu jàkkaarloog yow di la wax loolu wallaahi wax na ko nag àdduna bépp dégg ko waaw ndax baayam Alhaji Mansour mi ngi ko tuddee Serigne Babacar wallaahi Seydil Hadji Malick tuddee baayam Aboubacrine Siddiq radiyallahu anhu mi nga xam ne mooy premier xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun day alhamdulilahi rabbil alamin wallaahi wax jooju fekkoon nañu boo may seeraan émission bii di siira saa yu may nuyu dama naan maa ngi nuyu xalif général des Tidianes wallaahi Serigne Babacar Sy Ibn Alhaji Mansour jox ko wàccuwaay wi ba mu mat sëkk parce que Seydina Omar moo waxoon ni anzilu naasa manaazilahum jox leen wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay am nañu wax ne yonent bi ko wax mais Omar a ko waxoon keroog ci délégation bi ñëwee Omar jug taxaw di leen nuyu saxaaba yi ne ko yaa amirul mu'minin jarul ngay taxaw toogal ñëw fekk si la Omar na nit ku nekk na nga ko jox wàccuwaay kon loolu yàgg na fi ko cër bi nga moom waaw yàgg na loolu yàgg na oustaz ma tëjee laaj bi rek ndax doonul tey kon jàngat ci ñun
turu dàkkantal yeeg yenn yi ñu bàyyi ko te jël tur yi ñu tuddee. dàkkantal baaxul xam nga Mouhamed nga naan ko Momo. Mouhamed nga naan ko. Lamine nga naan ko Lemzo. waaw Mouhamed Lamine nga naan ko Lemzo. waaw Mansour nga xam ne Mansour mooy ku ñu dimbali gi ndimbal la nga naan ko Zo wala nga naan ko Mënu Malick nga naan ko Milk Xaadim nga naan ko Xaa. Yaasin nga naan ko Yaas. mi ngi noonu Yaasin nga naan ko Yaas xam nga yooyu dari dàkkantal yoo xam ni li sharia l'islam bëgg ko ndax yonent bi daan na wax ni tànnal leen seeni doom ay tur yu rafet waaw tànnal leen seeni doom ay tur yu rafet moo tax man sama njaboot du ma nangu kenn ku leen dàkkantal lu dul tur bi ma leen tuddee waaw tur bi ma leen tuddee Mouhamed Bachir da nga koy woowee Mouhamed Bachir Abdul Aziz. wallahi Abdul Aziz wala mu nga woo maama Abdul Aziz. wallahi te tur yooyu dafa neex oustaz. dafa neex dafa neex. waaw mais léegi sax waajur yi ñooy njëkk a tàmm seeni turi doom. waaw am na ci dàkkantal yoo xam ne waajur yi la. waaw ñoo koy tàmbali. dee ko tur bu rafet ba noppi. di ko woowee noonu ba loola law. loolu baaxul rafetul. waaw jekkul te nit ku nekk bu ñuy damm sa tur. war nga koo bañ yow ci sa bopp bu fekkee am nga ful la. wallahi ajaratu Dior Mbodj. oustaz ñu gis ni gàmm gi at mu nekk dañuy jël kilifa gu mag dara jaale ko li nga xam ne moom moo di bés bi ren nag ñu taamu ña nga xam ne ñoo di mbëlëxe. famille sëñ Daouda Dia ñooñu nga xam ne ñoo fi nekk ca mbëlëxe ñoom lañ dara jaale pare ne leen li nga xam ne mooy gàmmu ren gi ndax mën ngaa dikkaat ci diggante góor gu tedd gi ak famille ka mbëlëxe googee rek. xam nga Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu Adja Dior Maodo da lay jàngal ba noppi wax waa jël la may la doomam du yem ci may la doomam du ñëpp sax la may doomam waaye am na ci ñoo xam ne Seydil Hadji Malick jël na njaboot may leen ku ci mel ni Alhaji Daouda Dia nii nga xam ni moo dëkk ci mbëlëxe moom la waykat boo xoon ni maam Maodo ni woon Jolof ilimaan feeñ na biir Jolof bëy daan dootu yëpp wolof bëy daan mooy naar dootu yëpp wolof way leen seen imaam mooy Alhaji Daouda Dia Alhaji Daouda Dia ci mbëlëxe moom la Seydil Hadji Malick mayoon soxna Ummu Kulsum doomam jooju nga xam ni am na ca moom moo jur soxna Sagar Dia soxna Sagar Dia doomu Seydil Hadji Malick moo ko jur Alhaji Daouda Dia nekkoon ci généralu Seydil Hadji Malick yi bàyyi ko woon Jolof bi mu bàyyi ko Jolof ñëw Seydil Hadji Malick jàngal ko yemu ci da ko jàngal tarbiye ko tarqiye ko ba noppi wax ni waa Jolof jaratul ngeen di ñëw ci man yem leen ci Alhaji Daouda Dia moom xam nga loolu ku wóoluwul sa bopp doo ko wax Maodo dalay defar ba nga mën a not continent waaw dalay defar ba nga mën a not continent moom Seydil Hadji Malick Alhaji Daouda Dia nag nekkoon ci gaawi yàlla ya Alhaji Daouda Dia nekkoon ci nitu yàlla ya nekkoon ci ñi nga xam ni gëm gi lu gëmoon Seydil Hadji Malick kenn xamul nu mu toll mook Alhaji Baba Jongo ca Podor moom itam bokk na ci ñi di ñu dippee gàmmu gi xam nga ñoom ñaar la Alhaji Baba Jongo ca Podor nga xam ni bokkoon na ci ñi jàng ci réew mi nga xam ni keroog ba tubaab bi woowee Seydil Hadji Malick ca Ndar Alhaji Baba Jongo moo topp ci ginnaaw Alhaji Malick keroog ba Maodo duggee ba biir gouvernance bi ko gouverneur woowee Seydil Hadji Malick Alhaji Baba Jongo moo toogoon ci biti waaw ñu bari dañoo dem mais Alhaji Baba Jongo fa la toog bi Maodo génne da ko fekk mu toog mu ne ko baaba looy def fii mu ne ko fii laay toog mu xool ba xam tubaab bi nu muy def ak yow bu la tubaab bi téyee ma toog fii ba dee fekk ma fi waaw ma toog fii di la gore ba dee fekk ma fi waaw gore ba dee Alhaji Baba Jongo wallaahi moom itam bokk na ci ñi nga xam ne moom la ñu dippee gàmmu gi ren mais alaaji loolu papaan loolu dafay feddali kóllëre yi day feddali kóllëre yi nga xam ne ñoom gëm gi nu gëmoon seen sëriñ waaye xam gi nu xamoon kii xam nga Maodo da lay wan yàlla wan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi nëbbu la boppam kal sa am na koo xam ne bu la jëlee ci lëndëm indi la ci leer am fu ma la yóbbu ba ngay fanaane xaddatul ilaahi dootoo ko yemale ak doomu adama waaw am na benn góor guñ doon wax bëgg Maodo benn góor daf ne ko yow maa la gën a bëgg Alaaji Malick mu ne ko yaa ma ko gën a bëgg nañ dem ni jarax ci biir teen ba ni ku bëgg Maodo fekk ci ma ndeysaan ba ñu ko génnee dara dalu ko wallaahi maa la gën a gëm Seydil Hadji Malick de kooku bëgg la ak ngëm-ngëm maanaam ñoom Maodo ak ñi mu jàngal ba noppi defar leen daf leen a jàngal ba ñu yeewu di boroomi xam-xam ba noppi di jàngale mbooleem branche xam-xam ya Seydil Hadji Malick defar leen ba ñuy fanaani xadaratu ilaahi nekk ay wëllu yu kaamil ñooñu ñu yemaleeg Alhaji Malick lenn Alhaji Daouda Dia ci mbëlëxee mi nga xam ne moom itam moom lañ dippee gàmmu gi ci ñooñu la bokk soxna Dior kon wax yaakaar naa ni loolu lépp day feddal rek li nga xam ne moom moo di kóllëre mu nekk loo xam ne lu am solo la te yaakaar naa ni askanu mbëlëxeet kontaan nañ ci lool ndax am na sët boo xam ne ci kër gi la nekk moom it xool ba sedd na guy nee na bu soobee yàlla mi ngi waaj li nga xam ne mooy gàmm gi ngir teewee ji ko foofee ca Tiwaawan dëkk bu seel boobee oustaz kontaan nañ ci yow lool dañuy sawar di la déglu voilà di am mbégte loolu xam nga nag ñun ni mu ko waxee sànq rek dañ laa sopp lool moo tax sa kàddu bu jógee rek suñu xol dafay sedd oustaz suñu xol dafay sedd te ndax wax dëgg yàlla suñu feete nga suñu ndam nga
voilà ñu ngi lay gërëm bu baax. am nañu mbégte xanaa ñu bàyyi la rek nga yeggali liggéey bi. tey wax ni am na ay jotaay yu am solo yu ngeen di waajal ci télé bi. ñu ngi waajal xam nga tey jii incha allah taala ci la ñuy waajal direct yi bu 18h jotee. guddi gi télévision Futurs Médias burdu bi dina ko def direct. incha allah taala xalif général di Tidiane. buñ ci noppee daañu leen tegal bay am ci zawi Serigne Babacar Sy. macha allah waaye ci suba it plateau yi dana tàmbali. incha allah taala ba keroog gàmmu gi di jeex lii xew ci ëttu Tivaouane ak groupe Futurs Médias. dara du leen maa ngi leen di jégalu nag kaw ndax maa waroon na ñëw tey jii toog ca plateau ba ak yéen. dëgg la waaye yow comprendre nga ak xam-xam yeeg. mi ngi noonu ak gàmmu gi. waaye yal nañu yàlla may yeneen i jotaay. mu ñëw ba XFM King FM waaw. maa ngi tudd XFM xam nga XFM moo nekk Géejawaay. dëgg la mooy rajo bi nga xam ni fa laa njëkk a defee tafsir Quran. ndeysaan waaw XFM maa ngi ñaan Alex bi nga xam ne moo ko moom yàlla na ko yàlla yu ko yërëm. ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais di nuyu directeur El Hadj Pape Cheikh Diallo. moom itam yàlla defal ko jàmm Kalsa am naa mbégte yàlla na yàlla fay leen. jërëjëf yow oustaz ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm. jërëjëf macha allah kooku mooy oustaz Pape Hann tey moom la ñu àndaloon ci jotaay boobu naka noonu dinañ ko def ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ña nga tiwaawoon fii ba àjjuma bu soobee yàlla dinañu jokkoo ak ñoom bëri na oustaz Mor Thiam mi ngi fa ñeneen ak ñeneen ñi ngi fa ñi ngi jéggalu nag loolu ci kër gi la bokk li ngeen dégg. waaw noonu la studio bu tijjeeku moom faw moom léeg-léeg am ngeen ko des fois mu ñëw def ñu ay yëf Lisa Georgia moom la rek moom la bi ngeen ko déggee rek xam ngeen ni moom la moo suñu canadien bi voilà jeex na merci beaucoup léegi nag dañuy ànd ak yéen ci rubrique santé bi Adjaratou Dior Mbodj tey ci wàllu wér-gi-yaram bi defe naa def nañu benn dossier boo xam ne ci feebar bu ñuy faral di dégg muy AVC. mi ngi noonu Kalz dañu cee def ab taxaw seetlu ndaxte gis nañ ni AVC mi ngi wéy di faagaagal li nga xam ne moom moo di ay doomu aadama donte ni bu njëkkoon sax xañ na daawuñu ko dégg. jafe woon na lool wala sax bu ñu ko déggee bala ñu koo déggati yàllaa xam. waaye léegi AVC bari na lool. koo dégg ñu ni diw de AVC moo ko dal daa mujjee genn wet ga. moo paralysé. mbaa mu ñàkk bakkanam ci saa si bu la lu ci ëpp sax dañ naan bu la songee. boo nelawee boo xefee am na nooy def doo yaa nga yeew jee àllaaxira mu nekk feebar boo xam ne bu yéem ñi nga xam ne ñoo di askan wi. sonal leen lool ba tax ñu def ci li nga xam ne moom moo di ab gëstu. seet ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañ di ab docteur. waxtaan ak moom laaj ñi nga xam ne ñooy askan wi ñoom it ñu joxe ci seen xalaat ak naka la ñuy def ngir mën a mucc. ci AVC boobu nga xam ne mi ngi wéy di faagaagal kon ñu teewlu ko. mbokk yi dal leen jàmm ci seen rubrique bi ñu jagleel wàllu wér-gu-yaram. Bonjour, comment ça va et comment va la santé. tey nag ñu fas yéenee waxtaane lii di AVC nag daanaka jamono ji sonal na lool ñu bari ci askan wi te sax bu la songee su la rëyul daanaka boo mayul mu paralysé loola ab diir ba tax na askan bi ñu dajeel ni ñoom xam nañ bu baax li nga xam ni moo di AVC ñu ngi koy moytu lu ñu mën waaye it nag nee nañu lu jëm njaaga rek xeeti lekk yi ñu xewal mooy njaag Ndeye Mati Dieng. accident vasculaire cérébral ñu di ko wax AVC bu njëkkoon boo mësaan dégg ku mu dal balaa nga ko déggaat dina yàgg lool waaye tey ji feebar bu ni mel lëmbee loolu jamono Babacar ak waay si taamu nëbbu turam di addu jëmale ci bile feebar. lekk yi ci la bokk lekk yi la parce que lekk yi léegi boo xoolee ba xool lu ci bari léegi naturel tout lekk yu bari yëpp chimique la te yooyu moom aussi day indi problème te boo ngi nañu bu ñu lekk xam la dañuy lekk tëdd amatul sport yenn mouvement yi gars yi defatuñ ko yooyu yëpp aussi mën na indi ay AVC. AVC moom bon li ko mën a joxe bari na si wàllu lekkin bi voilà surtout jumbo yi gars yi cube magi yi gars yi xewal def attention rek boo nekkee jeune tamit ngay sport préserver sa santé parce que moo gën daal. soxna si xam loraange yi AVC mën a jural doomu aadama bi tax ba mu koy moytu bu baax. man maa ngi koy éviter te maa ngi koy conseiller ay nit ndaxte man déjà le soir damay éviter xorom bon aliment gras yi dama koy éviter le soir ay fruits rek laay lekk des fois wala ay crudités yooyu laay faral di lekk daal du ma lekk ñamu diwli nekk yooyu daal dama koy éviter. lekk rek tëdd mbaa lekk ñam bu niin wala ndawal bu am graisse guddi bokk na ci docteur yi ne mën naa andi feebar bi ñuy wax AVC. Comment ça va et comment va la santé. AVC nag docteur Alioune Diop di ab kinésithérapeute ci centre national d'appareillage orthopédique indi na ci ay leeral boo lekk di ñu xamal yan ñoo di signe AVC. Parfois quand la personne présente la vision trouble ou bien par exemple quand il a des étourdissements, quand il a par exemple le corps qui est un peu fatigué ou le mu am engourdissement d'un membre ou donc soit le membre supérieur ou bien le membre inférieur. Donc parfois ça peut être dû à des crampes, parfois mu am également ay
étourdissement donc yenn saa yi aussi dina am ay céphalées yu intense donc parfois également mun na am ay donc perte de la sensibilité donc au niveau soit d'un membre wala mu am perte de la conscience jékki-jékki mel ni ku jaxasoo quoi xam nga. waa docteur yan mooy facteur de risque AVC. donc facteur de risque yi dafay nekk hypertension c'est-à-dire que les personnes qui ont une hypertension artérielle donc généralement dañuy nekk des personnes qui sont exposées à faire un AVC. Les personnes aussi yi nga xam ne dañu diabétique donc c'est des personnes également qui sont exposées à faire donc un AVC. Les fumeurs de tabac, d'alcool, ceux qui prennent de la drogue également donc souvent c'est des personnes qui sont exposées à faire donc un AVC. naka lañ ko mën a moytoo. Au niveau de l'alimentation il faudrait vraiment avoir une alimentation saine donc arrêter ay tabac, arrêter l'alcool, arrêter les aliments riches en lipides donc éviter trop de sucre gras, éviter la sédentarité, faire du sport surtout donc vraiment c'est surtout yooyu la ñuy conseiller nit ñi pour que vraiment ñu éviter ay risques d'AVC. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour. jaa ngeen jëf mbokk yi ci déglu gi tey lii lañ leen indiloon ci seen rubrique biñ jagleel wàllu ko wér-gu-yaram ñu am yaakaar ni bàyyi ngeen ci xel bu baax a baax ba tax ngeen mën a moytu lii di AVC kon ñi ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen thème bu soxal wàllu wér-gu-yaram. jërëjëf ajaratu Dior Mbodj di ko gërëm bu baax a baax ci dossier boobu nga xam ne tey ci wàllu wér-gu-yaram la ñu ko def jëmale ko nag ci feebar boo xam ne li muy faat bëri na li muy andi ay gàllankoor it bëri na muy AVC di ñaan suñu borom rek mu musal ñu ci voilà donc ñu ngi lay gërëm bu baax ci dossier wér-gu-yaram boobu mu mel ni am na solo donc tous les 15 jours dinañ ñëw ci wàllu wér-gu-yaram dossier santé ak ajaratu Dior Mbodj. mi ngi noonu nekk lu am solo lool suñu naataango mu saw sax moo ko doon def yaram wa daa sutante moo tax tey rek comme rédaction waaw daa xaw a lii ñu ni nañ jéngu rek jéem a daal di def la nga xam ni mën nañ ko ca di ko ñaanal rek mu wéraat ci jàmm ak salaam ba ñëw reprendre li nga xam ne mooy rubrique boobee Kals ni ñu ko waxee AVC jommal na ñi nga xam ne ñoo di askan wi mag ñi sax am nañu naa ABC diw daa ABC ñoom it jaaxal ABC la ñuy wax sax man ñu si bari dañ naan daa ABC jaaxal na leen feebar boo xam ni doy na waar lool maire yi moom dañ naan la diw dafa VC waaw mi ngi noonu VC lu ne la ñuy wax diw mu dégg nekk naa daa VC daa ABC lu kenn xam nit da ngay nekk ak moom léegi nga gis ko tey jii ngeen waxtaan nga dégg suba ñu tàggee la ko yow affaire bi sax da lay jëme kaw soit AVC lay doon malaise wala arrêt cardiaque mu nekk feebar yu nga xamante ni si doy na waar lool mais nag lu ñu mën a éviter la Kals parce que tamit nee nañu la booy tëdd guddi moytul topp sa bakkan waaye ndawal fu mu gën a duufee nga daal di jënd man de dama koy lekk rek sa xolub lal ngay tëdd nag boo paree teg ci Sprite waaw sa xolub lal ngay tëdd te nee nañ la yow normalement à partir de 18h wala 19h lekk yooyu waratoo koo lekk viande blanche baax na waaye viande rouge muy ndawal goo xam ne dafa bëri graisse bay bëgg a dee nga lekk ko ci sa xolub lal defoo benn effort entraîné woo doxoo def ay 100 pas aller retour pour au moins nga mën a ñàkk des fois nga lekk mel ni ku sol saako mi ngi noonu diis gann ba pare teg ci Sprite daal di tëdd loolu nag yaa ko yóbbi sa bopp mais Kals la moo tax mu bëgg ko yóbbu ci wàllu lekk bi guddi gi lekk yàpp tëdd non les causes sont nombreuses bari na dama joxe benn ci cause yi déglu ma expliquer dama joxe benn ci cause yi dama kilo yàpp chauffeur si dañ koy mélanger yàpp ak ginaar ñoom ma seer déglu rek boole koog mburu mu bëri macaroni bii lañ koy booleel lekk ba suur teg ci ñaari pot fonde doog a tëdd wax ni xam nga kooku da ngay feebar waaw ak liibaru banaan guddi gi waaw mais xam nga AVC AVC c'est juste parce que am na lu ni ko médecine définiré c'est-à-dire am na lu bloqué deret bi ba yeggul ci yuur bi du circuler voilà ba yeggul ci yuur bi c'est-à-dire am na lu bloqué deret bi ba circulé wul ci yuur bi loolu mooy faral di indi AVC c'est-à-dire donc bu fekkee dañ ko bëgg a teg ci lekkum yàpp guddi gaa ci la bokk cause yi la jumbo je crois yi ñuy wax ni moom mooy bouillon yi ci la bokk sédentarité ci la bokk parce que les Sénégalais sont de plus en plus sédentaires du ñu entraîner loolu également ci la bokk mais Kals man fenn leen rek la laay xaw a rafetlu mooy sànq yéen a ngi tooñ naan maire yi ñii ay VC la ñuy wax ñii BC c'est-à-dire loolu dañ ci war a sant yàlla parce que du moment que léegi nos mamans wala ñi nga xamante ni sax
daawuñu woon information bi xam nañu feebar bi léegi xam nañ ni AVC ça existe parce que bu njëkk da daan jàpp nit ba faat ko ay rab lañ lay wax ki jinne bu njëkk loolu lañ daan wax feebaru jàdd xaw ma jàddiiral waaw dafa paralysé raba ko fàdd ak yooyu lañ la doon wax mais du moment que léegi xam nañ ni donc AVC ça existe et puis dafa gaaw ci faat c'est-à-dire baax na jàddaaral Lisa Georgia suñu canadien bi moom mooy corriger ci wolof nee na jàddaaral du jàddiiral war ngaa xoolaat waaw war naa xoolaat sama bopp. ayca di la gërëm Dior Mbodj kon ñu bàyyi ba fekk fukki fan ak juróom ñu dellu soit ci wàllu wér-gu-yaram comme ni nga ko waxee Mamadou Sow moo ñu ci doon noonu daal li ñuy conseillé nit ñi mooy fagaroo gën faju nañuy entraîner nañuy entraîner def sport chaque fois éviter stress bi cokki léeg-léeg sax nga def 100 pas ci sa biir néeg soo mënul def boo lekkee ba ci nga def 100 pas aller retour ci biir néeg def va-et-vient wala nga corde wala nga yéeg escalier yéeg wàcc au moins li nga lekk mën a lii mais lekk tëdd boo lekk niin yi wala ngay lekk ay fruits médecins yi nee nañuy lekk ay fruits yu bari affaire yooyu loolee bokk na tamit di nager yooyu yëpp baax na ci nekk na lu am solo wala ngeen di fay Dakar Gorée mi ngi man dama koy faral di def lu bari. Lisa nekk na lu am solo lool. salaamaaleykum am exemple bu ndaw rek laa bëgg a joxe par rapport à natation bi. gis nga Ngor dafa am ñu fay def lu ñuy woowee aquagym. am benn pas boo xam ne ci aquagym boobu la bokk. aquagym lan la. aquagym maanaam dañuy dugg ci biir géej gi. di def ay mouvement pour du doon natation mais ay mouvement la ñuy def. voilà genre sport la ñuy def mais ci biir ndox bi. paa bi mu duggee ci biir ndox bi ki ma lay wax nii il a plus de 80 ans ah dugg ci ndox bi di def aquagym am jékki saay AVC bi commencé ko dal bi ñu woowee pompiers yi pour ñu ñëw récupérer ko ñoo def ci premier secours yi dañ ne kii bu nekkul woon ci ndox bi day nekk lu cas bu critique kon nag ñuy ñaax waxatuñu sax mag yi léegi mais mag ndaw góor jigéen ku ci nekk boo amee 30 minutes de marche sax par jour nga koy def pour sa wérgu yaram lay doon wasalaam merci beaucoup jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax loolu ay conseils bon c'était Lisa Georgia notre canadienne maison d'accord li ma leen di conseil ci wàllu tàggat yaram comme ni ko Dior Mbodj waxee am na solo moo xam da ngay cokki tuuti sax xam nga moo nga daw mbaa nga dem plage mbaa nga dem piscine baax na ci ndax loolu yëpp tàggat yaram la jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Dior ñu jàll ci li nga xam ne moo di li ci yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck di ponk bi mujj nag ci 9-11 tey xaw nañoo xaabaabal il est 11h18 ñu tënk wala ñu dem xool li ci yéene kaay yi bu ko defee ñu ñëw yëkkati jotaay bi léegi King Feeling tey nag Laari Samb Laari Bonbon ngeen ci àndal léegi ci kanam incha allah mu gunge leen ba 14h ci King Feeling ak ay feelingam tey feelingam lay ànd ak yéen ci kanam tuuti bu ñu noppee rek moo ñuy wutu en attendant Serigne Saliou Seck ci li ci yéene kaay yi. dina bàyyi ba lew na ñaseen jàpp njaasaan jaar cene ba utali Tiwaawan fépp màggalu ko gane sik àdduna ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam lan fay waxtaane di bésub gàmmu Le Soleil ne moo tax président de la république Macky Sall démb moo nga woon ca Tiwaawan ubbil yéenekaay bi journal bi ne président Macky Sall nee na xalifa général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour sant naa la gërëm naa la ci nanga ma jàppalee ba ma jotaat ci réew mi ngir wéyal sama mébét ak sama liggéey ndax nag gis naa taxawaay bi nga amoon ci élection présidentielle yu nu doon amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 bi nu weesu ne président Macky Sall kay jàllaa bi oustaz la soloon ca Tiwaawoon mel ni kuy waaraate dem bay xamle ni gàmmu gi bés la ci biir bés yi te nag warunoo nangu kenn dinu noot ci wàllum diine ndax nag sunu mag yu baax yi ku ci mel ni Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu li mu fi liggéey mbindeef mënu koo yàq tey ñun ci boppam waruñu koo nangu rawatina jàmm ji nuy dund Serigne Babacar Sy Mansour ci réew mi quotidien li président Macky Sall wax lépp dëgg la ndax nag réew mi réewum jàmm la waaye nag ci biir réew mi dafa am ñoo xam ne jàmm ci boppam moo leen yitteelutu te it waxuñu ci jàmm dara leneen lu Serigne bi wax quotidien moo ko xëy wax ubbil yéenekaay bi journal bi ne xalifa général des Tidianes nee na ngir yàlla bu ko kenn wooweeti Serigne Mbaye Sy Mansour su aane li mu bëgg ñu ko koy woowee moo di Serigne Ababacar Sy Mansour ndax nag dafa am benn taalibeem bu ko woowee Mbay Mbasu te nag loolee Serigne bi nee na ku ko dégg rek sa xel ci tama lay dem ñu dem ñun xooli xët u njëkku l'Observateur ubbil yéenekaay bi journal Rue 15 angle corniche bi ne dialogue national bi ñu bëri doon wax rawatina ñi fare nguur gi dafa mel ni demul dikkul li ko sabab nag bokk na ci Famara Ibrahima Sagna mënu ko dénkoon
ba fii kenn tegagu ko ci ak toogam ba tax moom it doxalu ko lu dul toog di déglu ña ko joxoon jox ko ca ndigal su aane ki war a joxe ndigal ba lépp dox moo di président de la république Macky Sall ndax nag moo deful la ko war te nag waa ku jegi nee nañ seenub àpp bu matee dootuñu toog ci taabal bay waxtaan wi punkal yi nekk ci opposition bi di def bu yembee géopolitique bi faaw mu yëngu ubbil Vox Populi journal bi ne Idrissa Seck maître Madické Niang professeur El Hadji Issa Sall El Hadji Malick Gakou Pape Diop ba ci Hadjibou Soumaré ñoo ngi ci ay yëf yoo xam ne buñ ca noppee yuuxu dina jib fu nu ko foogewul ba ci pencum ndaw réew ma di assemblée nationale sax Benno Bokk Yaakaar rekk leen fa nar a ëppaley député ndax nag ñoom dinañ fa am lu tolloku fukki député ak ñett Le Quotidien Enquête ak La Tribune ñoom ñëpp a xëy di wax ci conférence de presse di dajek taskatu xibaar yi société civile bi doon amal te nag dara waralu ko lu dul di artu président de la république Macky Sall ngir mu taxawal élection locale yi ba noppeet utal ko app Le Quotidien ne société civile bi kay li ñuy bañ moo di ñu boole élection locale yi ak yeneeni élection ba tax ñu ne atum 2020 bi duñ ko génn lu dul ni danoo amal yile élection waaye dialogue politique bi itam société civile bi wax nan ci te lan ca wax bokk na ci ñu def ca fulla ba mën caa wax lu ajum ngooñ maanaam def ca fulla dëgg waaja nekk ci benn daayira ca Touba kenn ëpp ko ubbi L'As Quotidien journal bi ne ca Touba Mbàkke benn daayira ñoo fa dajale seeni cotisation ba mu toll ci 68 millions maanaam juróom benn fukki millions ak juróom-ñett bëkk néegu sëñ ba di wuyoo ci turu Cheikh Ndigal Sarr sàcc 68 millions ya dem ak moom la mu sàcc bëri 68 millions Cheikh Ndigal Sarr ñi ngi koy xaar mu delloo si xaalis boobu bëkk néeg bi jërëjëf sëñ Saliou Seck li ci yéene kaay yi mën ngeen ko fekkaat ci suñu ay plateforme www.kingfm.sn ak suñu chaîne YouTube Adjaratou Dior Mbodj ñi ngi lay gërëm bu baax yow yaa ñëwoon ci deuxième partie bi àndoon ak ñun ci Pape Anne ak dossier bi nga xam ne moo jëmoon ci wàllu wér-gu-yaram jaajëfal naa la bu baax Alaaji Kals damay am mbégte saa su nekk di jàkkaarloo ak yow ndax saa su ne rek dañ ciy jàngee lu bari di jaajëfal mboolem ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4 di la xaar ci gàmmu gi incha allah xam naa ne yaa ngi waajal ñoo ngi waaj bu baax a baax gis nga ni ma penda def penda badji waaw ma sant fii la génn ak yow Yacine nee naa ko mu bind Kals est habillé par penda badji Kals est habillé par penda badji bind ko ci écran taalibe sëñ Fallou boobee bëgg Maodo moom tamit moo ma jox sëñ sama yaakaar bi mi ngi noonu taalibe sëñ Fallou moom it ndeysaan waaw taalibi sëñ Fall la mais ku bëgg Maodo la waaw gis nga moo def lii jaajëf kon Ajaratu Penda Badji kontaan nañ ci li nga def mën nga koo tegal Ajaratu bi tey Ajaratu Penda Badji kon kontaan nañ ci yow tegal ko jërëjëf Dior ñu ngi lay gërëm bu baax kon midi ak Serigne Saliou ci midi culture mi ngi noonu Dior moo jëkk Serigne Saliou Seck ci midi culture incha allah mooy jot ay xibaar bi gën a yaatu ci rajo bi di ko gërëm bu baax a baax merci beaucoup à toute l'équipe bi ñu àndaloon ci subaak léegi doon ñu gunge Daouda ñu ngi lay gërëm bu baax moo jiite équipe technique bu King FM naka noonu ki nga xam ne moom moo di Kader Lo moom it wàllu production bi moo fa nekkoon ngir mën ñoo jox éléments yi ba ngeen ko mën a jot di gërëm bu baax également waa service commercial Amina merci beaucoup merci à Yacine Pouy service digital moom la ñu àndaloon kookoy Yass Rasoul merci également Serigne Saliou Seck Mamadou Fall ak ki nga xam ne moo di Corombaar Ndiaye ci suba si naka noonu ñi ñu àndaloon ñëpp ak Serigne Saliou Seck ci rubrique yi boole kook jotaay xibaar bi njëkk bi nga xam ne moo ñu ko jox ci suba tout de suite nag di ngeen am doomi Alaaji Baye Cheikh ji léegi mooy ñëw gunge leen laari Samba xam nga nag ko sa papa nekk ci ay mbir doom ji ñëw toog wax dëgg yàlla war na ko mën a wutu kookoy laari Samb ce sera dans quelques minutes ñun nag dinañ leen jox dig daje ëllëg incha allah ñu yeewoo ak yéen merci également à Penda Badji pour cadeau bi maa ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup à toi et toute l'équipe vendredi dina ñëw ànd ak yéen ci wàllu culture bi on se quitte avec ce titre de Sidi Diop en live spécial bu moo xam ne defoon na ko 5 di ci bégal Tidiane voilà donc rendez-vous demain et restez en compagnie des programmes de la première radio digitale bu Sénégal peace et bonne journée.